h45 mbokk yi ba jàmm ngeen fanaane ca fajar ba tey ñu ngi àndandoo ak yéen ci télévision Futur Média dañuy jàll nag léegi ci allo oustaz parce que ñu ngi may wax ni téléphone bi mu ngi explosé ci ginnaaw pour suñu xarit yi nga xam ne ñoo am lu ñu bëgg a laaj oustaz Pape Hann ñu ngi leen di xaar 8h45 mooy doog a jot forcément bu ngeen bëggee mu gindi leen n'hésitez surtout pas bu ngeen wootee léegi am ay réponses yoo xam ne ni jëm na ci li ngeen di laaj jëm ci diine l'islam Béti Pouy Maajoor moom itam ca ginnaaw ma ngay wàcc tey ñaari mbiram bokk na ci ay ganam ci muuraay beeg lii ñu tuddee hijab waaye ca kanam itam ci oustaz Pape Hann ak Siram ak ni muy jàkkaarlooweeg tàggkat yi dina ci indi ay sujets yu am solo yoo xam ne ñi dina soxal ndaw ñi ak seen diine dans quelques minutes tamit ñu recevoir suñu benn yaay di Oumou Sy moom nag mu ngi préparé événement bii ñu tuddee Simod alors Simod nag suba lay tàmbali bokk na ci événement culturel yi gën a makkaan depuis très longtemps ñu koy amal ci réew mi même si il nous est arrivé ay années yoo xamante ni gisuñu Oumou Sy organisé ko mais cette année daf koy amalaat donc le 7 ba le 10 mai ci Grand Théâtre dafay dugg ci biennale bu Dakar tu as été ci exposition bu Kalidou Kassé tu as suivi beaucoup d'artistes jëm ci biennale bi le marché de l'art moom la ñu ubbi kon ca Grand Théâtre bu Ndakaaru kon exposition yooyu dafay daal di am ak yeneen exposition yi nga xamante ni am na dans le cadre de la biennale mu nekk nag ay exposition officielle Pape Cheikh lu mu nekk ay exposition off loolu yëpp dina ñeel biennale bi mais nag di wax mbokk yi ne biennale bi nag du rek Ndakaaru parce que Dakar la ñuy wax waaye région yi itamit ñi ngi exposé te foofee nag ay artistes yu am talent ñoo fa nekk comme ñi nekk foofee ca Saint-Louis. Voilà donc on en parle tout à l'heure ak suñu invité di Oumou Sy en attendant Dieynaba Seydou Ba da nga ñuy delloo Guinée. waaw ñu dem Guinée tukki bi tey waaw. ñu dem Guinée tey maa ngi la ko doon wax sànq Pape Cheikh tey nag mbégte la ñuy am bu ñu waxtaanee Fouta Djallon parce que xam nga bu ñu xawee laal say origine dafay nekk li nga xamante ni vibration la lay daal di jox kon nag ma bëgg avec la complicité de la régie ñu wan ñu kon li nga xamante ni moom mooy paysage bu Fouta Djallon gis ngeen paysage yi nu mu mel Fouta Djallon ak ay montagne am ak ay roche am Fouta Djallon nag moom ca Guinée foofu nag la ñu duppee li nga xamante ni moom mooy le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest maanaam lépp lu jëm nag ci cours d'eau yu am ci Afrique sowu jant ak fleuve yeeg yooyu yëpp ci Fouta Djallon la daal di rek bàyyeekoo nekk na nag dëkk bi nga xamante ni ña fa gën a bari ci ñu dëkk ay pël lañu ay pulaar la ñu fay làkk foofu nag Mado moyenne Guinée la ci téeméer yoo jël juróom-ñett fukk ya ñoom ay pël lañu kon foofu maanaam seen fief la gis nga li mu doon wax ci wàllum cours d'eau yi lépp fa lay juddoo dëkku ndox la Fouta Djallon et c'est ça qui fait la particularité et la beauté donc de cette partie de la Guinée Conakry léegi nag bu ñu waxee Guinée Conakry wax Fouta Djallon gis nga seen xel dafay dem ci pël yi gis nga la beauté des pël macha allah xam nga ne ñii moom kenn dàqu leen ci xeet ci àdduna waaw pël yi moom macha allah te nag xam nga pël yi bëriwuñu wax waaye jàppale ne 20 millions lañu ci àdduna bi yëpp des pël représentent 20 millions de la population loolu du lu ndaw kon pour wane doole li nga xamante ni moom mooy doole pël te pël yi ñii nga xamante ni ñoom ñoo nekk Fouta Djallon ñu nag ñoom ñëpp ñun ñoo bokk ay maam parce que ba ñu defee ay recherche jëme ko ci origine pël ya nekk foofee ca Fouta Djallon lépp dafa ñëw ci origine pël de manière générale. D'accord. Yow bu ñu ne pël fan la jógee sa xel ci lan lay dem. ci borom xam-xam yi je pense à Oumar Foutiyou Tall. C'est beaucoup plus loin que ça. Je pense à Koli Tengela peut-être. Ou plus loin mun naa héros am na ay recherche yi nga xamante ni Cheikh Anta Diop. Voilà yi nga xamante def na ko ci pël yi moom dafa ne pël yi. Je pense aux Égyptiens peut-être. Voilà c'est ça dafa ne pël yi dañoo originaire bu vallée du Nil. ca Égypte ndaxte plus précisément ci Sinaï. C'est vrai que seen kanam yi dafa égypté. waaw dafa Égypte dinaa ci ñëw. fa pharaon we. Oui ma dinaa ci ñëw parce que am na ay dëgg la mais dañoo Nafartiti comme kanamu Nafartiti c'est-à-dire nit ñu wane égyptien yi mais dañoo rafet rek oui voilà dañoo rafet mu nekk góor yi mu nekk jigéen ñi
xoolal sa kanam xoolal kanamu suñu yaay Oumou Sy véritable reine Peul. Voilà. On peut regarder ñu xool kanamu Oumou Sy. Mado. Voilà Mado elle est alpulaar. Mado elle est alpulaar. regardez mais xoolal Alfie. parce que Linguère Peul buur Peul dëgg ni lay mel. Regardez le visage ça c'est typiquement Peul. ah oui ça c'est la beauté donc des Peul. mais xam nga Peul nee nañu par exemple Égypte la ñu fekk baax ci man sa vallée du Nil. Sinaï plus précisément loolu la Cheikh Anta Diop daal di wax ci ay recherche am. te Peul yi existé nañu léegi mu mat 5000 ans. waaye origine Peul dafa nekk li nga xamante ni ci jamono ji kenn mënu laa wax exactement Peul yi fa la ñu jógee. parce que dañoo ne l'histoire des Peul est énigmatique. énigmatique mooy amul kenn ci chercheurs yi li ñu def ci ay recherche yu ñu def ci ay liggéey. voilà koo xamante ne lu wóor la. kenn xamul voilà am na sax ñi nga xamante ni dañoo ne Peul yi Égypte lañu ñeneen ñi dem ba Palestine. ñeneen ñi dem ba état hébreu di Israël am na sax ñu naan Peul yi seen origine Inde la. Donc pour dire un peu le métissage de notre culture, le métissage de notre légnol. Quand je dis légnol, c'est notre voilà, c'est notre ligne. Voilà. Descendance. Comme disait un ami, moi je suis descendu de. Le métissage de Peul vient du chinois et d'hindou. Parce que le père était chinois, c'est pour ça que tous les noms de famille Peul sont en Chine. Et la maman était hindoue. Et le métissage a continué. Nous, on n'a pas construit les pyramides, on n'a pas été frappé par les pharaons. Nous, on vient du Nil. Carrément. On a accompagné Moïse qui conduisait les enfants d'Israël de la mer Rouge jusqu'au désert de Sinaï. Et puis loolu dafay rejoindre li nga wax léegi. Quand l'Égypte avait des problèmes de vivre, Moïse était allé voir la reine de Saba, qui est notre grand-mère. Elle a donné des vivres à l'Égypte. Elle a amené beaucoup de choses pour que l'Égypte survive. Et quand Moïse devait maintenant partir, il a amené sa population pour aider Moïse à accomplir. Reine de Saba, d'où votre beauté. Voilà, mais voilà, justement ci Oumou Sy lu mu wax xam nga en fait originalité Peul. Originalité Peul bi moom moo tax dañoo ne c'est-à-dire que xam nga dafa am ñu xees am ñu ñuul mais degré de métissage bi moom moo tax ñi xees ñi ñuul mais li ñu ci gis mooy seen kanam yi c'est des visages fins, c'est des nez extrêmement très beaux, ils ont des lèvres qui sont très fines, donc c'est ça qui fait l'originalité des Peul. te Peul yi nag nee nañu xamuñu fu ñu exactement fi ñu jógee parce que exactement lay wax fu ñu jógee mais xam nañu kan la ñu doon parce que noblesse su Peul mu nekk Peulu Fouta Djallon yi mooy ki nga xamante ni dafay du wax lu bari Peul dëgg du wax lu bari du mel comme man du wax lu bari du lekk lu bari waaye itamit du daw ci kanamu difficulté ay jafe-jafe bu amee Peul du ci daw. moo tax ñu ne bëggul gàcce. waaw Peul bëggul gàcce. kon mélange boobu noonu ñu am tax na kon seen richesse culture te nag culture boobu noonu mu nekk Peulu Fouta Djallon bi mu nekk Peulu Fouta Tooro bi ak fépp fu Peul mën a nekk ci Afrique ñoom ñëpp ñoo bokk richesse culture boobu te ñoom ñëpp ñoo bokk la ñuy làkk muy pulaar mais ay degré rek la ñuy changer par exemple comme ci tukulóor yi xam nga tey tukulóor man di ñoom buntu je donne juste un exemple buntu ñoom ñi ngi wax baafal ñun dañuy wax damal en fait ci Peul yi donc voilà kii di wax baafal kii di wax damal buntu la porte voilà am na ñoo xam ne dañu naan udumere voilà c'est par degré mais ñun ñëpp ñi ngi déggoo macha allah c'est-à-dire changement bi mu ngi dépendre ci cohabitation bi voilà c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom jaxasoo ak bambara yi seen Peul dafa tiire ci bambara ñi nekk ci jula yi daf ci tiire ñi nekk ci olof yi dafa tiire ci olof mooy ñoom daara jolof lu ñu làkk ci pulaar dinañ ci boole olof voilà c'est ça ñun suñu bos dafa jaxasoo ak naar ndax ñun ñooy Fuuta Tooro c'est-à-dire nous on est des Peul du Tikrour tubaab yi ñoo ñu jox déformation tout couleur on n'est pas toutes les couleurs de mais on vient du Tikrour. Alors on va encore parler du Fouta Djallon mais on va vous montrer les chutes de d'Itine avec la complicité de la régie juste vous montrer les chutes ces chutes là sont le trait d'union entre le ciel et la terre moom mooy chute yu
gën a mag ci région bi bu nekkee régie mën nañu wan kon chute yooyu la nekk ca Fouta Djallon ce serait bien comme ça ñu xool un peu richesse bi nga xamante ni moom moo am ci Fouta Djallon par rapport un peu ak lu ñu doon wax ci wàllu ndox mi voilà gis nga chute yaa ngi nii di tiim loolu nag moom mooy trait d'union entre kon le ciel et la terre moom moo gën a mag kon ci région bi bu ñu ne Fouta Djallon itamit dañuy wax ci dëkk bi nga xamante ni moom mooy Dalaba ca Guinée ca Guinée Conakry nekk na dëkk bu riche en histoire mais li ñuy wane nii moom mooy case des palabres parce que xam nga ci jamono maam dañ doon bañ puisque Guinée Fouta Djallon dafa nekkoon dëkk bi nga xamante ni da doon taw lu bari léegi pour doon bañ a di gaaw a tas seen ay jotaay dañoo tabax kon ay case boobu noonu moom case des palabres lañ ko doon woowee gis ngeen architecture bi nga xamante ni pël yi seen wàllu bopp ñoom ñoo ko def à la main lii itamit di wane ne am nañu ay maamu Égypte parce que xam nga égyptiens yi dañoo xawoon a xarañ tuuti ci des trucs faits à la main paysages yi nga xamante ni ak yenn décoration fait à la main donc lii ci case yi la woon waaye case yooyu léegi dafa commencé di yàqu loolu moo tax président bu Guinée Conakry daal di koy rek sant pour ñu defaraat ko ñu seetaan élément historien boobu ñëwaat. À refaire tel que c'était. Malheureusement, il y a quelques imperfections qui n'ont pu atteindre l'objectif, notamment le toit. Le toit était en cône et cette fois le plafond est plat, ce qui est un changement notoire et sur les gravures des murs, il y a également quelques petits changements. On n'a pas pu refaire les figures telles qu'elles étaient au départ. Mais cela vaut mieux que rien. Et c'est encore une très bonne chose parce que l'essentiel de l'édifice est revenu tel que c'était. Et puis lii ñu gis léegi nii dafay laal monument historique yi nga xamante ni UNESCO wax na pour ñu defaraat ko. waaw pour ñu protéger ko. classé na ko ci place yu am solo ci àddina. yu ñu war a defaraat kon yaakaar naa ne identique bi kon defar ko dina jafe waaye ñu am yaakaar ne ni kilifa yi dinañu dégg mu nekk nag ci Afrique yëpp ci loolu. dañuy jeexalee nag ak case boobu Pape Cheikh parce que case bi dafa am solo loolu parce que case bi ngay gis am na ay décisions yu am maanaa yi nga xamante ni jëlee nañ ko fa parce que ci biir case des palabres bi la ñu njëkk wax lu jëm ci wàllum indépendance foofee ca Guinée donc c'est un truc qui est intéressant parce que c'est en 1932 la ñu ko rek daal di tabax te case bi Thierno Oumar di chef canton ba nga xamante ni moom moo yoroon jamono jooju Dalada moom moo ko rek daal di tabax te case bi nag ñëpp a ko xam ci àdduna lu jëm sax ci OMVS di organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal voilà ci décision tabax ko defar ko organisation boobu ci case bi la ñu jëlee dogal boobu te ci jamono jooju organisation des états riverains du fleuve Sénégal la ñu ko tuddee woon loolee nag ci atum 1968 la woon. am na itam ay paañ doo tàggoo noonu. parce que ñun nous sommes éblouis par li nga ñuy wan nii là tu nous en as déjà parlé mais lii dafa bokk ci aada Pël Fuuta waaw et même paañ bi apparemment moom la Oumou Sy sol ça a tellement de valeur bu ci nekk dafa am définition je pense l'épi et tout ça. mais paañ yi sax gis nga paañ yi ngay gis nii moo gën a tuuti ci culture Guinée. Conakry effectivement. mais lacciri ak kosom bi bëggoon naa cee yegg si mais bon malheureusement on est. mais c'est pas grave parce que boo waxee ci lacciri ak kosom damaa bëggoon wax ci paaka ak jaas yi parce que tukulóor foo ko fekk day daas. man lacciri kosam di nga ko lekk suba Grand Théâtre ndax lacciri dene kosam dina am. lacciri xaako dina am. suba moom la ñuy servir mais lan moo tax pël yi bëgg jaasi ak paaka dañuy daas rek problème mu daas ñoom dañuy daas rek daas paaka. kan pël wala daas jaasi waaw pël yi. xam nga pël ragalul dee. gàcce la ragal. xam nga am na loo xam ne da nga ko war a jombal sa bopp. waaye xam nga dee moom kenn mënu jaas. waaw alors loo koy daw. ñun duñu ñuy ngoo xam ne bu sukuraat ñëwee ñu dugg ci ron lal yi ba dugg ci armoire yi de. comme séeréer yi baa ñu yéeg ci kaw armoire yi de ñun dañ koy gàttandu. voilà Oustaz Pape Hann ci aada alpulaar dafa bëri ay nitu diine yoo xamante ne ñoom seen particularité mooy ay nomades la ñu woon daawuñu toog sur place li nga ne sànq yéen ay missionnaire ngeen bu weesoo Sénégal da ngeen di dem dëkk yëpp di fa jàngale alxuraan aada alpulaar itam gis nañu ni seen i borom xam-xam daawuñu toog sur place pour jàngale daan nañ dem ci dëkk yëpp pour wasaare fa alxuraan xam-xam alaaj Pape xam nga alpulaar moom ñoom amul ceddo alpulaar maanaam ñoom tukulóor
dañu judd ci l'islam. bi Seydina Mohamed wootee rek. ñoom seeni maam. seeni maam bokk na ci ñoo xam ne dañu gàddaay. comme ni ko soxna si waxee. dem ci yeneen réew ñoo xam ne gouverneur yi Seydina Mohamed daan yeble. noonu la tukulóor meññee ba boo ñëwee ci réew mi. ay 1600 nga xam ni ñoom Thierno Seydou mi nga xam ni moo meññee ci. maamu Umu Si radiyallahu anhu ak seeni maam ñoom ñëpp boo xoolee ay 1300 1200. ñoom ñëpp ay ñoom jamonoy Égypte lañu wane seen bopp xam-xam tukulóor bokk ñoo tasaare alquran ci réew mi. macha allah tasaare ko ci àdduna bi. ni ko soxna si waxee ragaluñu dee ragaluñu sukuraat. déedéet ngóor ba xarit ba deewee. dem màkk dee mu ni moo ko def. yàlla nga xam ne da lay fekk sa biir nekk rey la. wallaahi ngay dem ca moom. wallaahi bu fa deewee moo ko teg boppam. nga xam ne tukulóor ñoom séeréer dañu yàgg ragal dee. waaw bokkul ak tukulóor nag waaw tukulóor ñoom ragaluñu dee ndax ngëm gi ne ci ñoom. et puis tey nag séeréer yi amuñu chance puisque plateau bi yëpp 90% bi ay tukulóor yi ci ne tey Mbaye Ndiaye du ma mën a tontu Mariam Faye Sall du mën a tontu kenn du mën a tontu voilà parce que ñoo fi ëpp et puis kanamu tukulóor dëgg dama leen bëgg a woon nan lay mel regardez cette photo pour illustrer un peu visage alpulaar. Ça c'est une vieille photo. Ça a été fait à Cannes. C'était il y a longtemps. C'était fait à Cannes lors de la festival. montée des marches du film de Flora Gomez, Podi Sanki. Voilà. Parce que moi j'ai eu beaucoup de longs métrages qui sont allés à Cannes. Voilà. La montée des marches à Cannes je l'ai fait. dañ lay tàgg di la bàkk bi nga koy comme ni def ñuy bàkk bu géwél di bàkkee seeni géer. waaw sooy def montée de marche loolu lañ lay bàkkee. et puis période bi ngay def montée ñaari des marches marche ñu ne la nga taxaw photographie yi métérisé la. dëgg la bu paree ñu wax yow luy sa lijaasa. dëgg la lan nga def ci métier bi. ak lan nga nekk ci film bi. ñu ne la waat la yéegal ñaari marche. te bi ngay am lan ngay sentir loolu bu ñu lay bàkk. xam nga bu ñu lay bàkk c'est-à-dire beneen dimension la. xam nga surtout dem ay kaan tubaab xam nga man dama dem ba international. jàpp fuy su ma amul film du ma dem kaan. parce que bu ma deful montée des marches ma toog sama kër. dëgg la parce que am naa fi samay géwël yu may dàgg. quand même parce que man yàlla daf ma baaxee lu bëri. macha allah. maa ngi koy sante yàlla. ndax man dama juddu nekk ci famille shérif. juddu di xel moo di nal la. xam nga bu ñu la nee xel moo di nal la. mooy setu Samsidine bu ñu Yaxya yi nga xam ne ñoo ñëw. dugg ci biir Fuuta bi joxe diine bi ma faxee ko ci boobu fan na. café nu mu def ba dugg fi. sama papa ko ça c'est ma question fétiche. parce que mon père c'est quelqu'un qui voyageait. macha allah c'est-à-dire suy dem. c'était avant mu peut-être mu denc soxna ak yooyu. dafa daan dem def juróomi at. 2 ans et demi aller 2 ans et demi. Les Africains ne connaissaient pas le café ça il faut le dire. comprendre à l'époque. léegi premier voyage am ci la indi ay yére. parce que avant yére yi dañu meloon ni ay welo. c'est-à-dire benn yére moo daan nekk ci kër. kuy julli nga sol ko. kuy génn nga sol ko. ñeneen ñi xaar. moom bi mu demee premier voyage am mu indi ay yére distribué. jox ay cousin am ubbi boutique demaat. toogaat 5 ans jàngale alxuraan. 5 ans. mooy lu Oustaz wax léegi. buy dem nag bu fekkee denc na soxna def leen di taaj. ni leen damay dem juróomi at laay am. ku mun a xaar nga xaar ku munul xaar yeewi naa la. mu am koo xam ne daf koy yóbbaale. waaw daf koy yóbbaale parce que xam nga kilifa du tukki moom kese il faut que mu soxla. waaw parce que noonu la l'islam wax. ñun ñi sax bu ñuy mais booy dem da ngay yeewi ñi nga xam ne mënuñu xaar da nga leen di yeewi ñi mun a xaar ñu xaar. noonu la. macha allah waaw man bi mu naree dem voyage am bu mujj bi. tase naa ma juddu. ma toog ñetti fan nangu ma namp sama yaay. macha allah ñëpp sama gémmiñ gi ba mu dëgër rek. léegi ñu ne ko ñu ne Umu Salaam de nampul. parce que man sama papa Umu Salaam la ma tuddee. sama papa yebbi voyage am dundalee ma meewu béy ak daakande. bi ma amee juróomi at nag la génn àdduna. ça veut dire que voyage bi mu naroon def naka def ci man. bu demee juróomi at du ma gis sama papa loolu mooy la. dañuy def ci mouvance bi di la gërëm ci sa teewaay ci yeewu leen bi suñu yaay nga suñu xarit nga ba noppi itam tey bu ñu naan drapeau je dis même pas drapeau Sénégal mais drapeau Afrique yëpp bi nga koy yëkkati defe naa yàgg na montée des marches festival de Cannes ñu ngi ci jëm ni du n'importe qui moo ci taxaw
et à chaque fois duñ ci faral sax di gis africain nit ku ñuul du ci yéeg et jusqu'à présent loolu dañu ko seet lu bëriwul ay nit yu bokk festival de Cannes des années et des années ngay siggil drapeau Afrique des années et des années ngay siggil der bu ñuul tey bu ñu demee ba li xale yi naan namatuloo dara boo toogee di xool évolution wu Afrique boo toogee di xool évolution wu Sénégal de loin ban regard ngay am ci taxawaayu continent bi ci àddina. c'est-à-dire xam nga continent bi dañ ko yàgg xeex. parce que am na ñoo xam ne xëy na bëgg nañu am fenn fu Afrique di àgg mais am na ñoo xam ne xam nga teq dafa am. toujours ci àdduna. c'est une bataille. continue da ngay continuer rek di xeex man def naa ñetti yoon man te démarche. voilà ça veut dire sama ñetti film dem nañu. kii y en a qui sont partis en certain regard. bu amee ay un certain regard du ma dem. parce que doo dem ci marché da ngay ñëw rek ci kii ñu def benn déjeuner et cetera. comme off yi voilà comme ñu defee nii off biennale. am naa film yu bari ay court métrage yu bari dem en certain regard. ça veut dire que sama tour dinañ ko fa citer à chaque fois. voilà bon loolu yàlla moo ko def. voilà. c'est des choses yoo xam ne tu ne peux même pas savoir c'est-à-dire tu n'avais pas programmé ça à ton enfance. parce que jàngoo dara. mënoo xalaat ni yow di nga mus a àgg fi mais yàlla moo koy def. il faut rappeler que demuloo école. déwuma école jànguma métier bi sax jànguma ko c'est-à-dire métier yi ma yore yëpp. su ma ko naroon jàng benn rek laa ciy def et c'est toute une vie. mais yàlla daf ma ko tënkal jox ma ko. macha allah kon man yàlla dafa am lu mu ma defal lu bëri. kon j'ai pas droit à l'erreur. yàlla mën a teral doomi Adama nag. voilà. j'ai pas droit à l'erreur. parce que boo demee fale ci Bagnères Chérif Kounda Chérif Yunus moom ba léegi famille am ñooy jiite mag. ah te pourtant ñoom ñu ngi calme dal. amuñu bruit amuñu tentamar. ñoom duñu dem ci kër di ñaani ay addiya dañ leen fi fekk jox leen. man bu ma toogee war nañ ma jox addiya. mu lew ma mu laa la wax mu lew ma waaw mu lew ma. am naa nag sama doom joo xam ne sama caa daa fuuy. moom xam nga surtout almaami timbo la ca Guinée. macha allah léegi moom su duggee ci douche bi yàgg fa lool su ma ko ne mama bari yow am na ñu soxla douche yi mu ne xëyee bu leen ma sonal maa leen di alimenter ndox. wóolu maamam macha allah. ah comprendre parce que elle est d'origine guinéenne. D'accord. parce que son papa est mon cousin. parce que kooku yaayam shérif la. mais papam surtout almaami timbo la. macha allah voilà xam nga loolu yëpp yàlla may na ma. ça veut dire que yàlla may na ma bokk ak ñëpp. ma jabootee ñëpp jabootee ma. parce que yàlla moo def loolu. kon nag su ma waree nekk ci métier bi. xëy na yàlla daf ma fa indi pour am loo xam ne li war naa ko def ci métier bi. ci lu set ci lu leer. parce que amoon na temps buzz boobu ñu doon wax. su amoon Interpol bi mu gestu ci àddina bi yëpp fi ma dem. suñu gisoon ci man lu tilim jigéen dootul def art ci pays musulman. loolu dañ ko daan naroon baare. jigéen yu bëri yow yaa tax ñu ñeme tey bu ñuy wax wàllu mode. waaw c'est-à-dire ñu accepter sax que jigéen di def art. tout à fait. waaw ci loolu laa bëggoon ñëw. bi jamono doxee ñu créé événement bu tudd Cimode mu bokk ci li gën a mag ci agenda culturel bu Afrique yëpp laay waxaat. bu Afrique yëpp c'est le premier. ren dañu tollaat ci Cimode bi suba la ñu koy tàmbali ca Grand Théâtre. donc du 7 au 10 8e édition Cimode ndax mën nga ñëw ci solos événement bi. c'est-à-dire événement bi dafa am solo boo xam ne bi je crois que xëy na nit ñi comprendre ñu ko sax. parce que dama def sama thème défilé le village dans le rêve bleu de Senghor. c'est-à-dire Senghor nan la bëggee art bi mel ak nu mu bëggee culture bi mel ak naka la bëggee jaxasoo bi nekk pour que développement Afrique mun a. moo ni woon enracinement ak ouverture. waaw voilà enracinement ak ouverture ak métissage culturel et interculturel. et vers le développement. parce que moo tax mu daan wax l'an 2000 atum naataange. jànge la dëgg la. suñu àggee ba l'an 2000 day fekk ñu désenclavé wu. que ñu am fépp du ñu toog di am problème ay téléphone di am problème ay dispensaire di am problème ay yooyu day fekk loolu yëpp réglé. c'est-à-dire pour Senghor l'an 2000 day fekk ñu am ay métro am lépp. mais ñu ngi nii ñu ngi sant yàlla. du dëgg. léegi moo tax sama défilé opéra la. d'accord ndax Viviane dafay bokk. Carlou D day bokk dañuy défilé de ak ñoom Safari. ak ñoom Xuman ñoom Jojo ñoom ñëpp dañuy bokk c'est-à-dire ak ñoom Yves Thiam
Penda Sarr c'est par tableau. c'est un peu comme Suzanne Camara opéra du Sahel mooy ñëwaat. non opéra du Sahel nag moom ci tableau Carlou D lay nekk. d'accord c'est-à-dire dama bëgg a def benn défilé c'est scindé en à 5 tableaux. défilé boobu. te défilé boobu bu ci nekk package la bu ci nekk histoire la. c'est-à-dire reste belle et tais-toi c'est révolu. Ouais. Voilà parce que jigéen reste belle et fait. Reste belle et quelque chose à dire et en contenu. Voilà quelque chose à dire. Et en contenu c'est plus important. gis nga góor goo gis soo waxee ak moom kilifa gu ne dinañ ne mu ngi waxtaan ak njegenaayam kuy njegenaay bi. du jabar ji. soxna si. voilà kuy yaay ji. jigéen bi kuy jigéenam du jigéen. jigéen bi voilà ñooñu boo leen laale du am lu ko naxari. voilà jigéen xam nga moo war a xam boppam. moo war a xam moom mooy caabi mooy muñ mooy baale. moom moo baale. mujj am nag jékki-jékki nag am ñoo xam ne xëy na ils n'ont rien compris. ñu ne ñoo gën jigéen naka ngay génnee ku la jur. dëgg la nit jur la nampal la. faj la bi ngay feebar. te oustaz yaa ngi xool Oumou Sy mais xam nga ni l'islam moo njëkk fonk jigéen moom. moom dafa jigéen ji mooy yeewu xaaju guddi waaw. di la toppatoo. soo feebaree mu jël di wëri suppositoire yi fu ñu nekk di wëri garab yi fu ñu nekk papa ji di xarang rek. je rappelle que c'est ma mère di nelaw rek voilà su yeewoo mu ne la xale bi sonnal na la démb de pare na ci. dëgg la voilà ñenn ñi bu fekkee ne dañu jàng alxuraan ñu ñëw mocc bopp bi tupp di tupp yow nga dem hôpital rang fa ba ngoon jot. dëgg la mais c'est kooku da nga ko war a ormal. donc particularité si mode bi ren mooy surtout valeur jigéen. non surtout installation Delo. d'accord Delo mooy inu biennale bi. c'est-à-dire Delo mooy le fou qui était assis dans le marché de Podor. qui a contribué à notre éducation ñun ñëpp ñi nga xam ne ci génération boobu. juddu nañu rek fekk fi Delo. voilà waaw. Delo nag kiy représenté rôle Delo Ngaari Ngawle la tudd. Ngawle lay jógee c'est un des cousins de Baba Mal boo xam ne dafa niroog Delo. te moom tam fekkee woon na Ngawle la. waaw dëkku Penda Sarr. dëkku Penda Moussa Bougali. d'accord kooku. dëkku Aïssatou Boubou Yacine. Aïssatou Boubou Samb Boubou Yacine. Samb Boubou Yacine d'accord ok. Aïssatou Samb Boubou Yacine c'est ma mère encore waaw. Aïssatou Samb Boubou Yacine d'accord voilà. Wadd. nga boole ci loolu. dëkku ndox kooku mooy yaayu Baaba Maal. après couleur bleu bi day ñëwaat kon. non c'est-à-dire bleu bi c'est dans l'esprit. Le bleu c'est le bonheur. c'est la liberté c'est le ciel ça appartient à tout le monde. kenn moomu ko. déedéet ñépp ko moom. ku ko aakimoo da nga ñàkk xel. xam nga nit am lu baax dañ koy bokk. gàtt déggee turu aussi dafa neex. xam nga gis lu baax nga ne yaa ko moom yow kese. surtout boo amee jëkkër joo xam ne vedette la. xamal ne nitu public la ñépp ko bokk. dëgg la mais yow bu ñëwee jëlal sa wàll rek. da bay public bi walla. oustaz loolu dëgg la de. oui quand même. il faut pas être plus gourmand que le gourmand. en tout cas voilà c'est ça. voilà léegi installation Delo bi nag. c'est-à-dire je reconstitue l'arbre de Delo. ma teg parce que bi ma demee démonstration internet. Podor en 96. dama laajte ana Delo ñu ni ma Delo dafa génn àdduna. ma laaj la naka la génnee àdduna ñu ni ma marché bi moo lakk guddi. comme il avait plein de vêtements. mënatul woon génn ci lakk bi. d'accord mu gaañu. ma ne waaw ëmbam yu bare yooyu nag ñu ne ëmb yi daal bi ñu ko tekkee xaalis rek lañ ci fekk. ci la ñu defaraatee marché bi. macha allah voilà te ëmb yooyu loo ciy remarqué mooy photo reine d'Angleterre. photo général de Gaulle. photo Houphouët-Boigny photo Senghor c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo nekkoon actualité jamono boobu. ku ci nekk sa sër daal sa photo daal def na ko ci benn ëmb rek ëmbee la ko. teg ko très bien boole ci nag yeneen ëmb teg. moom nag il avait toute sa valise sur lui avec ses colliers et ses bracelets et ses trucs. il était impressionnant. ku bëgg a way boo ñëwee toog ci wetam mu génneel la way yu bees. ku xam ne da nga bëgg a dara dafay toog waxtaan ak yow laaj la sa yaay c'est-à-dire ñëpp la xam. un peu comme ni nga mel comme ni nga uufee ñëpp moom noonu yow noonu nga mel. c'était un fou. xam nga dof yëpp dafuñu dof tànk gadduwul ay génnewul ay sërëm ñuy gis ay yaramam. xamal ne daful. du dëgg. wàlliw yaa ngi ci biir nit ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci mbedd yi. donc dina am sax xam nga nit dañ lay yar ci base bi xam nga man dañ may yar Casamance xam nga kuñ la yar Casamance. di nga normal. dëgg la parce que Casamance doo for dara ci mbedd bi nga lekk ko.
du ñu sànni mbalit bu salte ci mbedd bi. déedéet. parce que mbalit dañ koy càmbar parce que yow sa kër. li fay génn dinañ xam ne kër diw la génn. li ñu war a lakk dañ koy lakk. li ñu war a suul ñu suul ko. li ñu war voilà. mooy li ñu tubaab bi bëgg a jàngal fekk ni fii la fekk baax. il faut tubaab lépp lu mu am rek fii la ko jëlee. te fii lay adduna bi di mujjee. waaw Afrique moo jiitu te Afrique mooy mujj. voilà je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour discuter ak yow parce que dund bu riche carrière bu riche boo ko amee ay tuuti minutes du doyee ci waxtaan. et c'est toujours waxoo ci sama sponsor yi. waaw ci loolu waxoo ci sama partenaire yi waxoo ci sama parrain yi. maa ngi leen di xaar ba léegi. ba léegi nag gisuma dërëm gisuma 15. il faut ñu ñëw. parce que affaire bi. suba lay xaalis de maa ngi dem ak sama jom nag. suba lay commencé maa ngi dem ak sama jom. suba lay commencé di jeex le 10 muy semaine internationale de la mode. Ousmane Sy nag le village dans le rêve bleu de Senghor. Ousmane Sy nag jóge na Belgique ñëw kooku c'est le représentant de APR à Liège. à Liège d'accord waaw Ousmane nit ku baax la Ousmane Sy sama doomu grand frère la mooy denc sama doom en même temps. macha allah xam nga ñun tukkulóor nag bandera kuma bandum rek a fi. ne doo ko bandum solidarité. non bandera kuma bandum rek. rokk bi rokk rek non c'est-à-dire mun nga am xarit. ouais. boo xam ne wóolu nga ko. ma jël sama doom jox la ko ndax yow yaay sax sa xarit moo jur doom boobu. dëgg la mooy bandera kuma bandum. c'est comme mooy sa mbokk may la moom doomam man la ko may en fait doomam bu jigéen Dieynaba Seydou Ba. ndeysaan. daf ma may doomam bu pour le jigéen perejo mën nañ ngooraan. mu nekk sama jarbaat. jom kosam birdam jom fedande. wallaay ko góor wallaay ko léegi nag góor kosam birdam ak fedande di ngeen ko fekk Grand Théâtre suba. Inch'Allah sow pire. à quelle heure ban heure la ñuy ñëw. Vernissage bi c'est à 11h. C'est à parce 11h que le on matin. fait le vernissage de Simon Jamil à 9h à la gare. Et à 11h c'est le vernissage de l'Arbre de Dello parfait. au Grand Théâtre. voilà donc rendez-vous demain très tôt ñu ngi lay gërëm bu baax yaay booy merci ci sa taxawaay pour Sénégal. waaw man de yéen sama doom ngeen de Pape Cheikh yow xam nga ne yaay sama doom. voilà yéen ñëpp samay doom ngeen. man waaye Pape Cheikh moom sama tiggoo sama waay la. te maa ngi gërëm ñëpp di gërëm vraiment ñi nga xam ne contribuer nañu ci mode nat ci contribuer ak ñëpp. xam nga mënuñu lim ñëpp parce que temps bi moo gàtt. maa ngi remercier Yvonne mu ngi ni toog. sama sët la sët bu fuy la waaye sama sët la dama koy enchère. elle se bat moom dama koy vente aux enchères. ah oui waaw ndax mu am jëkkër bu baax. voilà surtout Harouna Moussa Dia aussi. Harouna Moussa Dia yónnee naa fi sama dossier bu yàgg. mais comme il n'est pas là il a dû confier son dossier à quelqu'un. on fait appel. ñu ngi xaar Harouna Moussa Dia sinon man du ma fay Grand Théâtre du ma fay samay mannequin du ma fay ñeneen ak ñeneen. ministère de la culture aussi na ci jàpp. non ministère de la culture jàpp na li mu mën mais bon bu ma amee keneen ku jàpp mu baax parce que ñoom dañu am barème xam naa foofu la ñu mën a yem xëy na seen cagnotte moo tuuti. voilà mais c'est pas grave xeebu ma ko nag. ndax sama xarit la Mbagnick sama xarit la. nit ku baax la ndax sama séeréer la. mooy sama séeréer ah. waaw nee na ministre bi du RTT seetaan mais moom Mbagnick day seetaan yeewul. très bien moo yëg. non Mbagnick yëpp lay seetaan. très bien ndax dafa am fête bu mu demoon démb ci guddi daf ma woo mu ne ma ndax yaa ngi ci fête bi ma nga naka laay nekkee ci fête bi maa ngi yéeg di wàcc di essayer ay vedettes yaa ngi ñëw ay musiciens yi ñu ngi nii maa ngi leen defal seen essayage. mënu ma ñëw ci événement bi sama doom moo fa nekk ak samay mannequin. mais man maa ngi ci beneen liggéey. voilà donc défilé ak espoir yi le 9 mai aussi ñu ngi ciy woo ñëpp il faut rappeler que suba lay commencer donc suba déjà ci suba gi à partir de 11h mooy première dame. très bien voilà. Et puis le 8 mai ci la ñuy def marché de Dello 8h ba 19h. non c'est le 7. c'est le 7 d'accord et puis 9 mai défilé bi itam ñu ngi ciy woo ñëpp. waaw Inch'Allah. c'est-à-dire le 8 mai. Le 7 mai c'est vraiment la journée la plus importante spéciale. voilà parce que toute la journée lay nekk. voilà léegi au lieu que défilé bi nekk 9 mai c'est le 10 mai parce que la salle a été donnée à des gens qui ont réservé il y a longtemps. Depuis longtemps, d'accord. Ils n'ont pas pu décommander. moo tax défilé bi ñun ñu yóbbu ko le 10 mai. voilà merci en tout cas kontaan nañu lool Adjaratou Oumou Sy monument de la haute couture africaine. maa ngi xaar sa billet Makka man amaguma billet Makka di man damay gis. waajal di nga dem ay billet Makka rek man kenn joxaguma billet Makka waaye maa ngi dem ak sama xel. wallaay di nga dem léegi lay tàgg bu la neexee nga maa ngi dem Makka ak sama xel di ko gént guddi ak bëccëg. yóbbu ko ma piqûre ji. dina la yóbbu piqûre ji waaw piqûre ji. merci
jërëjëf maman kontaan nañu merci d'être passé nous voir ce matin di leen fàttaliwaat événement bi donc du 7 au 10 mai 2016 ci Grand Théâtre Simode ñu ngi leen di xaar itam ci téléphone bi bu amee ku ci nekk ñu jël ko léegi nii pour Allo Oustaz je rappelle que seen ay question itam ñu bëree ñu koy yónnee par SMS ñii ñu ngi ci page officielle Facebook bu Oustaz Pape Hann ak fu ngeen mën ci nekk bu ngeen wootee ba am lu ngeen di laaj bu ngeen joxee Oustaz question bi dina ko càmbar doog caa tontu fii lekk vendredi prochain léegi nii bu amee ku nekk ci ligne bi ñu jël ko ci ndimbalu sunu xarit yi ci kaw Babacar Bey Adja Diallo on attend un peu laataa ñuy jàll ci li ñu Adjaratou Mati Dieng waajalal tey jëm ci wàllu douane pour yéen ñi nga xam ne ni yéenay dugal ay bagages fii ci Sénégal di ko jaarale ci ndox mi ci yoon wi wala ci air bi yooyu yëpp am na ci ay réponses yoo xam ne ni indi na ko et puis Dieynaba wax na lu am solo c'est jamais évident de dem gëstu ci douane mais Mati def na exploit boobu pour yéen ñi ñuy seetaan donc on en parle dans quelques minutes en attendant Allo Oustaz Pape Hann lañ ciy àndal on prend d'abord la question de Dieynaba. oui c'est par rapport ba ñaari question yu gàtt la am benn bi par rapport ak xale yi jàng alxuraan xale ban âge la dañ ko war a jàngal alxuraan parce que c'est important et puis est-ce que par exemple indi Oustaz sa kër pour mu jàngal sa doom ndax foofu lay gën a mën a comprendre wala boo ko yóbbee ci ay daara muy jàng beneen bi mooy par rapport ak xuloo ñaari ñiy sëy xuloo lan la ci l'islam daal di wax est-ce que dafa am diir bi nga xamante ni waroo leen ko dépasser par rapport ak xuloo bi wala voilà. xuloo daal jiboo ko neexal. waaw bu juboo amul woon kon xuloo du neex. nga ne juboo bi. waaw. am na ko ne ci ligne. waaw am na ku nekk ci ligne bi Dieynaba li mu laaj tam am na solo Oustaz d'accord je rappelle que Oustaz day bind question yëpp dañu koy def comme conférence de presse alors. ayca ñu jël téléphone bi tuuti laataa ñuy ànd ak Adjaratou Mati Dieng numéro yaa ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi ñu ngi leen di ñaanal àjjuma bu neex ci télévision Futur Média wooyu ñuy gunge itam ci suuf neex na lool ndax sang bi ñu ko jagleel ak fu ngeen mën ci nekk bu ngeen wootee ba am lu ngeen bëgg xam ci wàllu diine l'islam Oustaz Pape Hann dafay jël seen i question càmbar ko ba noppi doog caa tontu fileek àjjuma bële di ñëw loolee Allo Oustaz la ñu ko tuddee 9h21 mooy doog a jot ca fajar ba tey ñu àndandoo ak yéen ci télévision Futur Média allo ayca kooku bu déggul ñu jël ki topp ci moom 88 628 22 bi lay xam naa ne amagul lépp ay technique la wulala ayca allo kooku di woote nañu ko wàññil musique bi tuuti mu mën a déggante ak ñun ci question bi nga xam ne am na ko bëgg koo laaj Oustaz Pape Hann 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ak numéro international bi numéro bi jàpp ma ko ma doo ko jàpp. international 800 ñaata man de jàpp ma ko sama xel mee dem. 641. 22 99. voilà. mais Pape Cheikh bëgg naa Oustaz wax ci. yow am na question parce que am na ñu bari. bàyyil takku suuf bi non c'est vrai parce que dama lay boole carter. surtout facette bi sax noonu lay demee. parce que loo ci def ci thème doyul. parce que maanaam léegi Sénégal dañ ko bëgg a def ci thème. voilà ko loo xam ne que ni maanaam lu xew la bëgg ko daganal par la force. je pense que xaw ma lu ci Oustaz bi tontu mais yaakaar naa ni daganul. wóoruma nag. parce que léeg-léeg nit dina la takk def la takk suuf ba mu yàgg dem ba ci biir woo la rek nee la boo gisee guro yéyal. mais bii passé am na ko wax ni dañ ko takk suuf moom leen na ko nañ ko takk suuf. léegi tollu na diggante. gisatul waa ji xamul fu mu koy wëree parce que waa ji. dafa yéeme. xamul fu muy gaare. numéro téléphone bi mu amoon. araamul takk suuf. Oustaz ñëwal. takk suuf araamul mais dafa civilisé wu. te l'islam ci ful la mësi dox. takk moom bu charte sëy bu taxawee xam nga jigéen di musul am jëkkër baayam di dund. keneen ku ko mayee ku dul baayam sëy ba amul. déjà. ak koo mënti doon. ak koo mëni doon. d'accord. jigéen bu xasee am borom kër ba taqali ko ak moom bu ko neexee mayee boppam tey papaam ak yaayam ak tantam kenn du yëg. à condition mu amoon borom kër ba noppi. mu amoon borom kër ba noppi ñaanuñu ko yàlla sëy ba tas. sëy ba tas. d'accord mën naa mayee boppam. góor nag bu fekkee da ngaa ragal sa soxna. bayit ñiy def takku suuf ñëpp. am na circonstance a tax waaw circonstance a tax circonstance bu taxee circonstance moo tax benn.
da ngaa signé benn da ngaa dem tribunal signé benn jabar bañ a indil sa bopp problème te bëggoo mooy dëgg la bari na ñuy takk suuf bañ a mooy tax bañ a mooy tax dëgg la de dëgg la de ñaareel ba yëg nga ni boo takkee bu ko sa aawo yëgee aawo ba dem te bëggoo aawo ba dem te kii bëggante nga ak moom bëggoo aawo dem te bëggoo circonstance mooy tax ngan ko xam nga lu xew a lu waaye def am na lu tax li sama waa ji maa ngi nuyu Carter le beurre et l'argent du beurre. dama am ku takk jabar ak Cheikh li nga may dégg ak Ricard jabar ji ni ma allaajee ngi nii boobu ba tey sama diggante moom kenn yëg ko ma ne allaaji loolu loo mun ma déedéet dama ci def ñaan ba pare waaw ndax damay bañ soxna si yëg ko mu tas bañ lu ñaaw bañ lu ñaaw mais takk suuf sarti sëy bu amee je pense que jarul sax débat sarti sëy jar na kat am na bu ñu ko lu xasee soxla. takk nga can taxaw takku profondeur bu can taxawee jarul sax débat seede taxaw ñu xutba ci kaw kilifteef sëy bi dagal bu ko ñeneen ñi yëgul nag loolu yoonu lislaam newu ci lislaam li muy wax mooy farata na dugg farata bu xasee dugg ja léegi nag yow mi nga xam ne da ngaa bàqaar wax ma bàqaar mag ñee ko daan wax mooy da ngaa ragal da ngaa ragal wala am na looy bañ mu siw wala bañ nga indil sa bopp problème ma ni def naa ko muy takku suuf yaa ngi ci sëy bi dagan na mais civilisé wu. voilà dafa rafetul waaw dafa rafetul xam nga sa tas moom. sëy la rek tas mais moom bu fekkee da koy fase comme nit ki wax la rek ne la léegi maanaam boo gisee goro sëy yéeya yónnee la ko ñetti yoon comme par exemple message loolu nit ki ku bu fekkee jigéen gi lan la war a jàpp ndax SMS tas na sëy kon alors entre ndax SMS déjà takk suuf la mais mu yónnee la ko ñetti yoon parce que xam nga dañu naan booy fase nit bu fekkee baat bi jip na ñetti yoon amaana kon foofu sëy amatu fa léegi non benn yoon rek voilà benn yoon rek même boo ko waxee parce que ci foo sax nga ni sa jabar wëcc naa la sax sëy ba tas na benn yoon rek benn yoon wëcc naa la fase naa la jéggal naa la boo gisee góor a yëyal boo fi toogee yaa fi bàyyi sa bopp bu demee yooyu yëpp sëy bu tas la waaw sëy bi tas na yooyu yëpp ajaa muy xam nga bu njëkk lettre tas na sëy te message yi lettre la ku la envoyé message lettre ku la nga xam ne kii sama numéro jëkkër la nga woo ko ne ko ndax yow la mun la man la yaa ma yónnee message bi mun la maa la ko yónnee kon daggan na soxlawul seede sa tas bi des na maak yow sama jabar xoola amul njaag sa jëkk xoola kese yéen ñaar kese ci biir néeg amul seede amul dara mu ni la fase naa la passé mi tàbbi na lay tax dinaan xaaral seede ñëw pour mag ñi ak nit ñi bu ñu ñëwee ñu arrangé pour sëy bi bañ moo tax ku ci am problème ak sa jabar ci problème bi muy tàgg nga ne ko fase naa la sax après ñu jubóole leen jàppal ni il faut ñu takkaat sëy bi ñetti yoon bala nga koo takkaat il faut baax na zawj mu amaat beneen jëkkër gis nga l'islam gis nga sëy kenn du ko fawee sëy jaamu yàlla sëy du caaxaan sëy kenn du fawee sëy naan du ay caaxaan ay fase naa la ñetti yoon mais ba ma lay fase amul woon seede bu ngeen di sëy da ngeen di njaaloo voilà bu ngeen nekkee yéen ñaar dong bu fase tàbbee wala fase naa la wàcc naa la may naa la sa baat parce que may naa la sa baat moom jabar joo ko wax pour nga takkaat ko il faut mu am beneen borom kër ba pare parce que dafay wecc ñetti baatu fase naa la ah bon boo ne sa jabar may naa la sa baat pour nga takkaat ko il faut mu am beneen borom kër ba noppi may naa la sa baat dafay wecc ñetti baatu fase naa la xabluki ala gharibiki foofu nag dafa garaaw nag xanaa bu ñu énervé ñuy làkk français rek bañ di làkk wolof solution la yàlla làkk boo énervé de làkk français yàlla nga xam ne yooyu noonu doo koy di faral di génn xam nga jaamu yàlla bi ci gën a fort mooy sëy te Sénégal ñu baree bari dañuy fawe sëy dëgg la de benn nit yàlla dafay jaamu yàlla ba sëy du caaxaan de du ay caaxaan de mënul dugg ñu laaj ko loolu ñu ne ko parce que amuloo soxna moo tax ñu ne ko boo amee soxna joteek moom sangu farata pepp ndox bu ne la ci nekk ci yiw moo lay àggale ca yàlla wallaahi sëy jaamu yàlla la toog ba man de du ma sëy pare naa ci sëy yaa ngi fawee sa bopp demal nga sëy parce que sëy jaamu yàlla la amul jaamu yàlla bu gën a fort sëy bari na ñuy sëy nag fekk seen sëy tas na bu yàgg dañuy njaaloo léegi nañu xool ñàkk xam moo tax ji laajte borom xam-xam nañu xool seen digganteeg seen borom man kat sama jëkkër fase na ma ñetti yoon mais rus naa dem ndax damaa am ak moom ay doom rus naa dem ndax mënuma koo bàyyi dama koo bëgg xoolal sa digganteeg sa borom xool sa digganteeg yàlla séntu ñetti fan yi bàmmeel bañ a nekk ci biir kër gi di njaaloo ak sa borom kër loo ko bëgg-bëgg toogal ak moom waxtaan ak moom sérieusement ne ko nag ci dëgg-dëgg nag sama séeg yow amatul l'islam tas na ko voilà léegi loolu amul tamit mënuñoo takk huis clos maanaam comme non comme rus nga tas dem seen kër ñu naan dem na est-ce que mënuñu tasaat sëy boobu takkaat ko huis clos woo xam ne kenn du yëg bi mooy kenn du fekkee huis clos mooy kenn du fekkee takkaat huis clos non parce que comme yow ngeen ko ñetti yoon oustaz wax ni bari waaw bu la neexee def ko ci sutur rek mooy def ko ci sutur rek ba xam du yëg ma dem bari nañu koy kafe xam donc yow rus nga dellu seen
seen kër. ne dama tas wala. ñu def ko ci sutura est-ce que war a woowaat benn borom xam-xam mu waat leen mayewaat leen maye boo xam ne maanaam ci sutura ndey du yëg bàyyi du yëg parce que comme ba ngeen koy waxante kenn yëg ko. parce que nit nekk ci ñu nekk ci biir kër gi mais nag loolu xam nga takk wi ko la waaw boo ne xam nga loolu. xam nga tey sa jabar boo nekk benn yoon fase naa la. ngeen nekk ci biir kër gi bu ngeen juboo après mën ngeen a continuer seen sëy. mais deuxième fois bu ngeen juboo mën ngeen continuer seen sëy mais troisième fois fase naa la. ñetti yoon il faut que ndaw soosu am beneen jëkkër ba noppi jëkkër ji doon ko tokkaat. moo tax je dis la dernière fois wax nga ko ku ci mënul jokkoo ak oustaz Pape Hann sax na ngeen am habitude di dem di seeti imam yi ci koñ yi. di leen poser ay questions c'est-à-dire n'importe quelle question bu leen benn laaj reetaan loo diine dafa yaatu. et defe naa suñu borom indi na réponse à tout répondre na ci lépp parce que moom mooy intellectuel bi le seul intellectuel de très haut niveau c'est très important. Je pense que pour ñi nga xamante ni ñoo amee jafe-jafe par rapport ak numéro téléphone yi ci allo oustaz ñu ngi jéggalu bu baax téléphone bi muy bëggee xaw ma bëggee la ñu ko tuddee xaw ma lu ñu ko tuddee ñu ngi ci jéggalu mais quand même nous recevons beaucoup de questions oustaz Pape Hann lu mu mën a tontu daf ci tontu léegi lu mu mënul tontu dafay bàyyi ba àjjuma ba di ñëw bu soobee yàlla mu doog a tontu. am na sunu xarit boo xamee ni daf ñuy laaj moom itam léegi la ñu ko yónnee mu ne dafa takk soxna waaye bi mu ko takkee ba ñu dawal une semaine ndekete soxnaam ëmb na bi ñu leen waxee nañu ba pare comme li Mati wax sànq bañ gàcce tontu bi sax mais àjjuma ji ñu laa ko tontu. waaw d'accord. mais cette question yi xale yi ndeke takk na fekk na ki mu takk ëmb na bien avant mariage bi quoi c'est-à-dire da ko takk y a une semaine. ndekete soxna si mu ngi ak ëmb 2 mois. voilà donc loolu defe naa oustaz ñu bàyyi ba àjjuma bële di ñëw nga doog ci tontu n'est-ce pas. 9h30 mooy doog a jot dinañ ci wax ci kanam jubóo bi wala ñu bàyyi ba àjjuma bële di ñëw. Adjaratou Mati Dieng damaa bëggoon ñu jàll ci li nga ñu indil tam tey jëm ci wàllu douane laata ñuy waxtaan ak sama doom Béti Pouy Madior moom itam ma nga fële di wàcc indi gëstoom tey dañuy waxtaanee douane ki nga dem seeti di lieutenant colonel Papa Amadou Gambi Diop moom nag mooy inspecteur principal des douanes chef de bureau des relations publiques et de la communication bu douane. moom la ñu seeti woon xanaa rek ñu ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa régie mu diktal leen kàddu yi nga xam ne jot nañu ko rotal foofule dellusiwaat ak yéen ci plateau bi. lu ñuy wax conteneur personnalisé. FCL full content load mooy benn chargement la te benn nit a ko moom. li ñu xayma ci douane ci àdduna loolu mooy ëpp valeur léeg-léeg ndax lu nekk da nga koy relativiser ndax ku jënd conteneur Chine un exemple nga def xayma 6000 kilomètres wala nga jaar ci géej gi def 40 jours parfois 1 mois ak temps bi mu jël ak coût bi kooku léeg-léeg mooy gën cher su dee benn bagage la du yoon bay cher de mais benn bagage ci benn conteneur dafay bare léegi nag li ñu naan fourre-tout en général c'est des marchandises usagées d'abord douane li muy wax fourre-tout loolu nekkul ci code bi ay pratique la at ay nit li ñuy def waaye code des douanes ak tarif extérieur comme xamul fourre-tout ay marchandises la xam waxoon naa la ko léegi nag ku indi nag ay marchandises yoo xam ni dafay màgget wala dafa xaw a yàqu wala daf ci am yu commencé sooxe kooku day wàññi valeur bi looloo tax léeg-léeg muy gën a yomb dédouanement ndaxte valeur bi moom moo gën a yomb loolu rek a tax waaye amul benn particularité boo xam ni fourre-tout moo gën a cher parce que fourre-tout quelqu'un nit su jógee Europe indi fourre-tout boo xam ni seen tissu yooyu la ay mbasin ay guipure ak yooyu mais fourre-tout loolu su fekkee fourre-tout la ko tudde mën na gën a cher ki nga xam ni dafa indi benn conteneur boo xam ni karo Chine ci nekk fu koy indi conteneur da nga ko war waaj ndaxte itam jël conteneur Chine wala Europe wala États-Unis yàpp ko ci gaal teg ko ci géej gi mu def weer wala weer ak lu topp nga ñëw ba Sénégal mën nga am ay jafe-jafe léeg-léeg waaye xamal ni da nga ko war dugal ci sa calcul économique sooy intégré lool soo ñëwee fii nag douane du jël rek jaay leeraloon nañ ko dañ ko waxaat balaa douane di jaay dafay am benn délai bu mu fay def léeg-léeg dina fa def plus de 4 mois loolu mooy def waaw magasinage ak yeneen yi surestaris yooyu ñuy wax du douane maanaam tey yow da nga indi sa bagage yegg seegoo douane mais dafa am ku la ko indil mooy bateau bi nga yéeg da nga ko war fay léegi yow soo ñëwee fayegoo fret wala nga fay fret waaye nga ñëw yàgg nga fa
ba dépassé nga durée bi ñu la may ci port bi boobu léegi nag surestaris dugg na magasinage day dugg yooyu ay frais la yooyu fay yii port yii bateau bi yeggagoo douane léegi nag loolu moom mooy gën a grévé li ñuy wax moom moo lay gën a sonal te yow war a goo yeggseegoo pour fay waaye ñi nga xam ni parce que opération yi ngay wax c'est des opérations yoo xam ni bëri ba mën na rëy nii ci turu nit ñi mais ci barewul nit kuy indi bagage rek bàyyi ko ci port bi dina am nag mais li ëpp nit ñi daañu fexe nuñ ko génnee ndaxte nu mu gën a yàggee rek frais yooyu di gën a kii douane moom balaa nga muy naan teg na ci loxo ndax douane mooy état boobu dañuy def requête de confiscation produit yooyu dañuy am autorisation tribunal pour jaay ko su autorisation bi amee nag ñu soogay nag def vente aux enchères publiques kii ko moomoon su ko neexee mu ñëwaat bëgg jënd comme ñëpp waaye moment boobu ñun li ñuy ñaax nit ñi rek mooy suñu waree di dédouaner suñu waree def opération commerciale ñu sóoraale ko xam ni am nay frais yoo xam ni nekkul douane lu ëpp ñëw yooyu moo leen di sonal balaa ñu yegg si douane. déedéet wàcc na la déedéet soo ko jëndaatee déedéet da nga ko jënd mu comme keneen ku ko jënd soo ko moomoon ñëw man ma jënd ko wala nga jënd ko léegi yaa ko moom ndax état la ko jaay par le biais de la douane. moom nag lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu communication bu douane lieutenant colonel Pape Amadou Gambi Diop li mu wax am na solo ça a permis certainement à ñi nga xamante ne ñooy seetaan tey indi ay bagages gën a comprendre yenn ci ay mbir yu jëm ci wàllu douane. waaw xam nga dafa bari lu ñu leen di jiiñ te du ñoom mooy boo indee bagage magasinage bi nga xam ni dafay faral di nekk fa conteneur ba tege mu ne ma du douane parce que douane boo ñëwee li nga war a fay ngay fay sans dépend ci valeur bi nga indi mu nekk benn wala mu nekk lu bari sans dépend ci valeur bi nga indi mais xam nga conteneur bi fi muy tegu mu ne ma dañ ko defar ak ciment ak li ñu ko war a defaree poids boobu dafay am lu muy yàq parce que tali bi xam nga oto moo ciy daw dëgg la mais li nga xam dafay ñëw ay tonni ñëw toog ci benn place loolu donc loolu moo tax maanaam parfois maanaam magasinage bi di métti mais loolu du douane nga koy fay mais fi nga xam ne place bi nga ko bàyyi ñu waroon fa teg leneen te teguñu ko fa yow nga bàyyi fa sa bagage donte nga nekk di lijjanti ci diggante boobule xam nga bu yàggee ba yàgg tamit dañuy dem ba benn instant ñu ne douane dafay jaay sa bagage mais dafay am dur bu mu fay def bu war a tax ñu koy mën a jaay moment boobu tamit bagage bi xëy na dina yomb ci ñenn ñi parce que daf lay wàcc ci lu baree bari loo xam ne waroon nga ñëw taxaw jënd du teet yow sa bagage da nga koy moom mais maanaam du yoon wala du wareef nga indi conteneur bàyyi ko fa mu def fa temps boobu wax na tamit ci oto yi nga xam ne dañ koy faral di dugal oto yi nga xam ne dañuy def ci li nga xam ne moom moo di yoon bi parce que léegi ñu bari dañu jël yoon amul yomb amul wàññi maanaam ça dépend ci valeur bi nga indi tamit ci li nga xam ne moo di conteneur yi comme ni ñu xewalee conteneur yi léegi tamit expliqué na ci lu baree bari parce que bu fekkee ni comme li Pape Cheikh wax sànq benn diw lañ la jëndaloo nga dem jëndi fukki diw te lépp nekk même tour bi soo ñëwee loolu dafay gën a cher te dafa am ay charte yu ñu teg lii moo war a dugg fii lii warul dugg fii lii quantité bi moo war a dugg fii te am na yenn yoo xamante ni sax defe naa bu ko xel mayee rek war nga xam ne douane nangu na ko am na yoo xamante ni bu ko xel mayee wulee yoon mayewu ko quand même tey noonu la ñu oyofalee comme niñ ko waxee ci bagage yu tuxu yooyu nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu ne bu ñu ragal benn yoon parce que bu ñu ñëwee douane am na loo xam ne daf ko ciy def bagage tamit yi nga xam ne c'est personnalisé yooyu boo ñëwee am na ci yoo xam ne douane daf la koy teggil parce que dafay xam ne lii bu dee benn ordinateur Dieynaba la ak lu nekk benn mu leer na lii yow yaa ko sa bagage su bopp rek su boobaa douane am na loo xam ne que ni daf la ko ciy defal kon social bi tamit mu ngi foofu ci ñoom mais Pape Cheikh li gën a important mooy xam nga dañu bëri lu ñuy wax ni Sénégal lii dugg na fi lee dugg na fi lii dugg na fi mais douane léegi daf ci am maanaam daf ci taxawaay bu wóor rigueur bu wóor lépp loo xam ne dañu koy tere lépp loo xam ne durée bi dafa passé lépp loo xam ne que ni warta dugg ci dëkk bi parce que dafay lor askan bi douane nangootul benn yoon sax mu yegsi bay yegsi ci port bi mais justement par rapport ak li mu doon wax léegi par rapport ak douane liggéey bu am solo bi waa douane di def tax ñu war a gën a oyofal seen accessibilité surtout par rapport à l'information parce que muy nekk journalistes yi wala sax ñi nga xam ne dañuy gëstu comme yow dañuy am jafe-jafe yenn saa yi pour entrer en contact ak waa douane pour am yenn information yi moo tax il faut que ñu gën a woyofal mu nekk douane mu nekk police mu nekk gendarmerie wala sax yeneen ministères yi pour ñu oyofal kon accessibilité information parce que c'est important parce que lu ñuy liggéey am na solo pour askan wi gën a mën a jot information yi il faut que daal ñu gën a oyofal parce que procédure yi dafay yàgg et puis voilà et c'est vraiment
dommage. moo tax c'est très important ñoom ñuy gën a communiquer. communiquer surtout waaw. moo tax dañ ciy remercier waat bu baax a baax Bala Pereira parce que moom moo yombal li nga xam ne moo di liggéey bi ñoom itam dañuy suivre yeewu leen bu baax a baax ndax bi ñu fi defoon ak transitaire bi ci boobu la colonel buy suivre ba wax ni moom itam intéressé na leen ñoom itam kon ñoom itam ñu ngi leen di sargal bu baax a baax comme li Dieyna ba wax ñu gën a rek yaatal mbir mi ba fay ñëpp comprendre lan mooy liggéeyu douane fii ci Sénégal. voilà en tout cas ñun borom xam-xam yëpp la ñu ibbil suñuy bunta dañuy def li ñu tuddee télévision téléservice yeewu leen bi comme téléservice la domaine yëpp dañ ciy waxtaan muy diine muy politique muy ay info pratique muy douane muy santé muy bien-être on parle de tout lépp loo xamee ni mën na soxal tey jëriñ rek dañ ciy waxtaane ak yéen li tax may faral leen wax naan lundi ba vendredi bis bu ne ak couleur am donc voilà bis bu ne ak la cay xew waaw bis bu ne ak la cay xew donc tey loolu xew na on parle même cuisine merci beaucoup Alfie ak suñoo kanam bi ñu ngi lay gërëm bu baax Adja Toumati Dieng et puis rappeler que émission bi nga xamee ni moom ngay def RFM muy jooyu xol pour la deuxième fois consécutive dañu koy sargal am na prix ràññee alors di prix boo xamante ni moom la ñuy jox meilleur yi ci domaine yëpp meilleure émission radio meilleure animatrice meilleur animateur meilleur journaliste ak suñu xarit Mbeng ñu ngi ko ci gërëm bu baax waaye du moom auditeurs yi ñoo plébiscité jooyu xol comme meilleure émission thématique bu ñu mën a am ci rajo loolu itam ñu ngi ciy félicité parce que je rappelle que jooyu xol du yow rek la am na technicien am na équipe boo àndal am na production boo xamante ni ñoom ngay àndal donc ñu ngi ciy félicité képp koo xamante ni rek bokk nga ci équipe production jooyu xol waaw ñu ngi leen di félicité Pape Cheikh parce que ñi ci bokk dafa bëri équipe la comme ni ñu koy faral waxee Futurs Médias lépp loo xam ne da nga koy gis wala nga di ko dégg rek jàpp ne équipe moo nekk ci ginnaaw Mouhamed Ndiaye mention spéciale la ñu koy defal waaye remercier Pape Anne moom itam lu bëree bëri daf ciy participer lu bëree bëri waaye delloowaat ko ñi nga xam ne ñoo lay déglu parce que may faral di wax ni onde yi dañoo bëri FM yi bëri ku jàpp sa onde yëkkati téléphone am di woote dama lay ñaanal dooley poche ba saa soo wootee xool asamaan jant bu xënt ba baan defem de yaa ñoo bokk waaw bu ngelaw li bëriwul wallaahi kon ñoo ngi leen di sargal bu baax a baax encore waxaat leen ni prix bi yéen a ko moom du ñun waaye yéen la kon ñoo ngi leen di delloo njukkal képp koo xam da ngay bàyyi xel groupe Futurs Médias ndax du rajo bi rek du télé bi rek waaye journal bi ak site bi mu ngi fi voilà bi mooy ñaareel bi yoon jooy xol di am prix ràññee ñu ngi ci félicité équipe bu émission bi yëpp Adja Mati Dieng surtout moom moo nekk ci bopp bi tey ci guddi itam mën ngeen déglu jooy xol ci RFM 94.0 ay thèmes yu am solo barki dem boo njaay rek takku suuf la waxtaane xam naa ni lépp lu ñu fa waxtaane day soxal ñëpp ñu dalal Betty Pouy Madior Betty ñu ngi lay nuyu ca kanam di nga àndandoo ak Oustaz Pape Anne ci thèmes yi nga jagleel xale yeeg seen diine waaye ci waxtu wi c'est toujours important pour nga bàyyiwaat xel ci ñi nga xam ne ni ñooy muuraay léegi dañoo dem ba dafa rafet. waaw Pape Cheikh dafa rafet effectivement ba tax na maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yi nga xamante ni yéen a nekk ci plateau bi di leen ziyaar di leen ndokkeel ci àjjuma bu sell bi Baye Cheikh tey nag ma andi li nga xamante ni moom mooy ijaab yi mais beneen façon ijaab yi mën nañ sol ay tubéy mën nañ sol ay chemise ay tenue de sport ak yeneen ak yeneen. c'est-à-dire bu jamono doxee comme on a dit ak Oustaz Pape Anne mën nga ànd ak jamono. mën nga ànd ak jamono dafa am ay mbir yoo xamante ni ay mbiru jamono la waaye fexe nañu ba defar ko ba mu mën a ànd ak yiw. dëgg la ba tax na dañuy dellu ci image bu njëkk bi Adja Diallo ayca waaw kii mu ngi def ay basketam def tubéy def o bi mais dafa passé li nga xamante ne moom mooy genou mbaa mu yegg si mu yegg si genou bi pour montrer que ijaab bi waruñu sol ay robe kase am na ñoo xam ne boo nee ijaab ñu la robe wala abbaaya y a des autres tenues yoo xamante ni mën nañ ko sol comme ay tubéy ay jupe mais yoo xamante ni dafay bouffante daal. pour ñi nga xam ne dafay ñuy faral di wax naan daf leen di encombré. y a toujours solution. y a toujours waaye nag bi ni ñàpp ci sa yaram bi nag moom. waaw boobu baaxul moom. waaw boobu moom baaxul bi nga xamante ne danaan ñàpp ci sa yaram. am na ay modèles yu bëri yi ma andi Aïcha Adja Diallo Aïcha bii version Mansour bi la li tenue de sport la pour hijab buy dem salle de sport mun na ko sol waaw suy dem salle de sport mun na ko sol Aïcha Adja image bi version Mansour bi Aïcha ba léegi yeneen modèle tamit mu ngi nii gis nga seen t-shirt yu ñu def ay veste ci kaw. waaw gudd na ample na. waaw surtout te amul lu yiwul di lu ci nekk parce que l'essentiel mooy règle bi du dañ. jigéen day yiw. dëgg la jigéen dafa yiw jigéen moom day yiw oustaz. waaw jigéen day yiw alaaj Pape yiw te yiw maa ngi ngeen. jigéen moom day yiw moom. day yiw amul kenn koy romb yenn saa yi nga gis jigéen moom dafay sol loo xam ne bu dajee kilifaam ci mbedd mi wala ku ko jàngal day rusa dajeek moom. ñàkk yiwee tax sax boo nekk ak sa jigéen bu demee jàng sax doo ko wóolu. wax boo yiwee mën nga fanaan àll sax ñu wóolu la. dégg li ma wax.
dëgg la de mais y a toujours solution ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg muuraay bu ànd ak jamono. waaw Baye Cheikh surtout am na ay solution comme mën nañ dugg ci Google. xool ay modèles yu rafet yoo xamante ni mën nañ ko sol mën na dem bureau mën na dem ville surtout man ñi ma xam la plupart su may dem ville damay def ay basket def jean mais damay def loo xamante ni chemise boo xam ne dafay ñëw ba sama genou loolu laay demee ville. mais am na tenue yoo xam ne mënoo ko liggéeyee nii. di dem reportage ak daw bi noonu di leen wax daal modèle yaa ngi fi tendance baa ngi fi ñuy gën a xool lu rafet di gën a améliorer li ñuy sol Baye Cheikh surtout. voilà pareeguloo ak xale yi ba tey ndax ca kanam nga ni looy def ak oustaz. day wax jox ma nit ma daal di wax daal di koy delloo loolu la ñuy def bu ca kanamee Baye Cheikh loolu la ñuy def tey nag maa di thème bu am solo muy lan relation professeur ak élève. damay wax ne ni ñun ñëpp jaar nañ ci wala ñu gis suñu morom yi ci jaar bu ñu nekkee collège. wala ñu nekk lycée des fois nga nekk ci biir classe bi professeur bi teg la bët teg la choc comme ni ñu koy waxee professeur bi teg la choc élément baa ngi noonu ay ci nga xamante ne moom mooy lycée Ngalandou Diouf kenn tegloowu leen ko Adja yaa tonton mag xamu lu ngeen di def kenn constat xool leen li ngeen di def kenn tegloowu mag tonton mag la waaw parce que lii si kenn tegloowu leen ko tonton mag bu yàq xew mi ma ko tonton mag bu yàq xew mi bu mu yàq xew mi waaye bi ci leen noonu ba tey dégg ma ne xaw ma lu ñuy def ba affaire bi ci leen ba ci kanam xamul ci lu ñu ne nee na bu mu yàq xew mi Adja tonton mag bàyyi leen li ngeen arrêté leen donc sujet bu am solo la di nga ci waxtaan ak ñun dinaa ci waxtaanee bi ci kanam ak beneen rubrique bi nga xam ne mooy ijab de la semaine ma ànd ceeg sama papa ji nga xam ne mooy oustaz Pape Hann nee naa la Baye Cheikh bu la nee tey laa lay wax kan mooy rasulullah rek àdduna ñëpp di ko bàyyi xel macha allah borom waaw Betty mën nga génn ba ci kanam jërëjëf merci ngeen jàkkaarloo ak yéen merci beaucoup Betty Pouye Madior ngeen di àndal ca kanam ñu ngi lay gërëm bu baax xale yi ak nu ñu mën a sàmme seen diine ñu ngi ko ci gërëm bu baax allez on va maintenant àndandoo ak Alfie ci li mu ñu indil tey œuf cocotte ci biir œuf cocotte beeg ni mu koy toggee Mado itam dinañu waxal ci lan moo tax tey ñu ne journée sans jet la on va en parler dans quelques minutes en attendant beurre Sofia la mbokk yi mu ngoog Alfie beurre Sofia ngay toggee mais sama xarit yi li ñu ma envoyé ci question yu bëri mënu ma koo laaj oustaz Pape Hann c'est des questions censurées am bu fekkee l'islam la waaw laajal waaw mais xam nga tamit yabeel weesuul ñu naan ma seet bi dañu ko takk ba di ko yóbbu mu sëyi mu wasin ci oto bi yooyu laaj nañ ma ko kii naan ma oustaz Pape Hann xanaa dafa takk suuf parce que maîtriser na sujet bi xam nga yooyu tam oustaz ay question censurée la oustaz man du ma takk suuf waaw sama soxna xam na ni man du ma takk suuf say soxna waaw man moom man li ma yàlla digal ko ñeme mu wóor ma ni lii araamul dama koy def mais Bouba Ndour nee na sa tournée yu ëpp yenn saa yi sax du doon ay tournée seeti soxna si la parce que yenn saa yi bu rendez-vous yi nekkee 5 yow da ngay annoncé fukki rendez-vous diggante Italie ak France ak di jaabante ba dama ko ñëw moom daal ay pap mooy man du ma takk suuf macha allah waaw takk suuf dafa civilisé wul wallaahi te l'islam ci fulla la ma si dox moom daal lu la nit envoyé wax ko ma laaj kee waaji da ko takkoon bu yàgg takkoon na ko 10 mois wala 1 an après dem di aaye ji muy ñu koy yóbbu pour mu sëyi mu wasin loolu dara newu ci mais fekkee da ko takk tey bu wasin suba y a problème mbaa mu takk ko 2 mois mbaa 3 mois mbaa 4 mois mu wasin loolu y a problème énormément de problème problème bu rëy allez c'était une petite parenthèse ak allo oustaz Chérif nag ay yëfi sëy da ko intéressé Alfie demal ci œuf cocotte des œufs cocotte xam nga soo ko déggee mooy xeetu nen yooyu nga xamante ne dañ koy togg ci ay ramequin wala ay maanaam genre cocotte yoo xamante ne dafay transparent donc ñun yi ñu fi am tey mooy façon bii nga xamante ne laataa ñuy commencer Pape comme ni ñu koy defee chaque matin ak sunu partenaires yi nga xamante ne du ñu jug ci di leen jaajëfal muy les beurre Sofia dañu jël ñoom xam nga ne c'est des produits yoo xam ne dañ ko enrichi en produits laitiers ba pare c'est riche en vitamine A et E donc dañu jël beurre Sofia avant tout def ko ci fond wu ramequin yi maanaam jël loo xamante ne dafay tolloog benn dog bu ndaw donc diw ko ci biir parce que pour bu ñuy togg nen yi bu ñu koy démouler wala bu ñu koy lekk mu bañ a coller ci fond wu moule bi nga xamante ne ci lañ koy toggee donc dañuy jël beurre Sofia def ci biir donc jël tuuti xorom parce que tamit xorom bi bëgguñu ko def ci kaw muy am ay grains yoo xamante ne suñ ko toggee du ñor moo tax ba sës Pape. ok
donc pour bañ di ko déguster yoo xamante ne xorom bi daf lay sonal moo tax dañ koy def ci biir maanaam ci biir ramequin bi. parce que diw bi c'est pour éviter boo ko ci dugalee après pour décoller ko mu am problème. moo tax xam nga beurre Sofia loolu lay jëriñ maanaam bokk na ci matière grasse margarine yoo xamante ni mën nañ ko utiliser ci ndékki mën nañ ko utiliser ci togg pap mën nañ ko utiliser ci lépp loo xamante ni dafay jëm ci waañ comme moom laa lay wax chaque fois sax benn pot bi dootul doyati da ngay jël ñaar donc am naa fi itam crème fraîche boo xamante ne dama ko mélanger ak moutarde à l'ancienne mooy moutarde bi nga xamante ni boo ko gisee dafa mel ni dafay am ay grains maanaam du tas comme moutarde yi nga xamante ni moom la ñuy faral di am toujours andi benn texture boo xamante ni boo koy lekk da ngay am gëneel donc jël crème fraîche bi njëkke ko ci biir ramequin bi maanaam moom la ñuy njëkk a def ci fond wu moule bi soxlawul muy fees torop toujours dañ koy ber ci côté bi yeneen éléments yoo xamante ni am naa ko sama plan de travail muy nen xam nga bu fekkee adulte sa portion wu nen par jour ñaar la mooy ñaari nen di nga am calories yi nga xamante ne ak protéines yoo xamante ne sa yaram dina ko soxla mais ñaar rek doy na par jour am naa fi jambon de dinde fumé am fi chorizo de dinde tamit am fi fromage parmesan muy fromage italien boo xamante ne dafa saf xorom maanaam dafa am goût bu assez prononcé am naa fi itam coulis de tomate c'est au choix soit ñu def ko ci wala ñu bañ ko ci def donc bu ñu jëlee crème fraîche bi def ci biir dañuy jël chorizo bi nga xamante ne moom tam dañ ko daggat donc moom tamit def ko ci biir ramequin bi donc bu ci nekk dañ koy placer de telle sorte que suñu génnewee suñu ay œuf cocotte visuel bi dafay rafet ba pare goût yi tamit bu ci nekk dafay dem place am donc am naa fi tam ay croûtons de pain am naa fi mburu boo xam ne tam pap ci suba dama ko dog-dogee maanaam def ko ay dagg yu sew dugal ko ci sama four micro-ondes bi nga xamante ne nee naa la option yi muy togg dafa bëri donc dama ko def option cuiseur yoo xam ne dafay croustiller def ci tuuti huile d'olive ba nga xamante ne mburu bi dafay xoyum-xoyumee maanaam day croustillant comme ni ko Ngoné di waxee croustillant donc dafay croustillant waaw donc xam nga nen bi ci nen bi dafay xaw a waaw nen bi xam nga nen bi bu ñoree dafay xaw a foofu ñi dafa mel ni duñu tàng waaw donc nen bi su ñoree dafay mel ni dafay xaw a tooy donc croustillant wu pain bi moo ñuy andil texture boo xamante ni dañuy am moelleux ak croquant parce que tout le temps dama la koy wax dafay baax ci lu ñuy togg donc ñu jël nen bi toj éviter toujours jël mu am comme ni ma koy waxee maanaam tojitu nen yi dugg ci biir parce que loolu tamit lekk gënu ko diis di lekk rek di taj ci ay xolitu nen donc ñu def ci bu nekk benn wala bu nekk ñaar ça dépend bii mën naa ci toj ñaar parce que ramequin bi dafa am place pap donc wax naa la def naa ci xorom bi ci suuf soxlawaatul ñuy xorom donc nga jël parmesan comme ni ma la ko waxee parmesan bi dafa saf xorom donc def ci kaw jël sa jambon def ci biir jambon de dinde fumé jël parmesan def ci kaw donc suñu paree dañ koy enfourner xam nga maa ngi lay wax sànq micro-ondes yi nga xamante ne dafa nekk four en même temps micro-ondes Samsung yoo xamante ne dafay togg di tàngal pap donc dañuy jël benn option bi nga xamante ne moom mooy togg di tàngal enfourner ko du yàgg nag parce que micro-ondes yi dafa gaaw cuisson bi dafa gaaw lu jàpp 2-3 minutes nga ubbi xool ndax nen yi ñorul bu baax parce que warul ñor ba mel comme omelette yi ñuy togg dafa war a baveuse nga xamante ne boo koy lekk da ngay am texture bu moelleux croustillant pain bi ñëw andi texture bu croustillant pap donc lii rek mooy composé sunu ay œuf cocotte yoo xamante ne c'est ce qu'on appelle l'eau à la bouche. L'eau à la bouche donc dañuy enfourner rek le temps que ngay yeggale bu ñu ñëwee dégusté ko en privé. Parfait. loolu defe naa am na solo lu baax moom ñëpp ko bëgg donc Alfie merci pour li nga ñuy expliquer jëm ci œuf cocotte dans quelques minutes Mado dina waxtaan ak ñun ci bis bi lan moo tax ñu koy célébrer tuddee ko journée sans régime. Ce sera juste en exclusivité single Youssou Ndour bu bees bii tudd Sëñ Fallou demal gaaw ci m.orange.sn mën na nekk it sa musique d'attente ci sa téléphone maanaam ku lay woo moom lay jot da ngay bind daal DAL 601 56 93 yónnee ko ci 26. bal ba tàkk na album bi dina génn mardi bu soobee yàlla Sénégal rek single bi nag gis ngeen ko sëñ Fallou xam nga sëñ Fallou moom mooy promotion. defe naa li ko Youssou waxal taalibe yëpp dañ cee kontaan waaye njabootam waxi nopp barki démb rek Adjat Mati Dieng mi fekkee na bi ñu Serigne Abo Mbacké xalifa Serigne Fallou di recevoir jébbal nañu contentement wam ci président Youssou Ndour waaye jébbal na itam contentement wam ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ni moom la télévision Futurs Médias nekk
Mbacké mu ngoog kii mooy xalifa Serigne Fallou Serigne Abo Mbacké ñu ngi ndokkeel taalibeem yëpp ak njabootam yëpp soxnaam Sidi soxna Ami Kan Fall ñu ngi koy gërëm bu baax dal ba neex na waaye moom defe naa li ma ne sànq Oustaz Pape Anne la ca bàyyi sax doom da koy jël. te moo doon Serigne Fallou baayam. al waladu sirru abihi la. te suñu borom te defe naa diggante Serigne Fallou ak Cheikh Ibra ku ne xam na ko. te moom Serigne Abo Mbacké mooy Cheikh Ibra waaye mooy Serigne Fallou. xam nga wallaay doom mooy Serigne Fallou mooy sekkere baayam. waaw doom mooy sekkere baayam li waykat arab waxoon ni. inna ba tegalal nataal bi ñu ciy profité. la nada'i li abin anhu wala huwa bil abna yashrina waykat arab dafa wax ni ñun ñooy doomu nëxsël. ñi laaj ci langue arab lugatul arabiyya lan mooy nëxsël ñoom ñu ni nëxsël mooy ñi nga xam ni seeni baay du ñu leen wecceeg ñenn waaye ñoom itam du ñu wecceeg seeni baay ñenn déedéet waaw ñoom seeni baay du ñu leen remplacer ak ñenn waaye ñoom itam du ñu remplacer seeni baay ñenn la ca maam sata koy jël Serigne Bambaay maamam waaw la ca maam sata koy jël Serigne Bambaay maamam waaye moom ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ndokkeel yàlla na suñu borom yàggal taxawaayam Serigne Abo Mbacké xalifa Serigne Fallou yàlla na fi yàgg te wér waaw ba ñu toogee bernde yi wàcc li mu jékki-jékki ba mu yabalee bëkk néeg ba dafa ne lu fi waay ñaan rek dinañu ko matal ku fi ñëw sa aajo dina faj waaw loolu la ñuy wax barki démb damaa mujj dagg lekk ba ñu ñaan yàlla fi yàgg loolu te wér fi yàggee loolu xool leen ko mu ngoog incha allah dinañu gën a lool waaye ziar njabootu sëñ Fallou yëpp Pape Cheikh di bàyyi xel sëñ Abdou Fatah moom itam rakkam ja Cheikh Oumy soxna May Galas mi nga xam ne ñoom ñëpp ndeysaan dañuy bàyyi xel baax a baax li nga xam ne moom moo di groupe Futurs Médias kon ñoo ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal ñoom ñëpp ñu yàgg fi loolu nag te ànd ak wér ñu yàgg di ko teewee voilà donc Serigne Abo Mbacké xalifa Serigne Fallou yóbbante bi yegsi na ci télévision Futurs Médias yàlla na fi yàgg te wér lool moom Mbacké Mado ñu jeexal ak yow ci li nga xam ne ni moom nga ñu jagleel ni tey sans régime la da nga bëgg a dégg ay bon appétit rek. effectivement Pape Cheikh comme ni ko seen bopp itam ci ay régime voilà moo tax ñu di ko naan No Jet Day maanaam journée internationale sans régime. comme ni nga ko waxee donc lan moo ko indi kañ la commencé ça a été maanaam ci nañ ko fësal c'est le 6 mai mu nekk ñu tuddee ko nag benn journée boo xamante ne c'est une journée anglo-saxonne qui date de 1992 kan moo ko initié nag benn diététicienne ci boppam moom moo tax ñu def lu ne mel elle s'appelle Mary Evans Young moom nag lan moo ko indi lii c'est que dafa doon def régime yi ñu doon wax sànq di régime sévère ba mu dem ba mujjee nekk nag anorexique donc bu mu toogee mu seet ba nga xamante ne jot na léegi nag ñu fësal benn journée boo xamante ne war nañ ko mën a arrêter ba tax léegi tamit waa France ñoom itam ils ont commencé à faire ça depuis 2003 parce que France aussi da ngay gis ni que le taux d'anorexie dafa bare les gens veulent tellement prendre soin d'eux di garder seen bopp di privé wu de lekk ba nga xamante ne da leen di indil ay problèmes voilà les régimes sévères. yenn saa yi ñu romb nit ne ko da ngaa pata. xamuñu ni ñu koy gaañ. mentalement dafay dem ba di bëgg def régime ba gaañ boppam. et effectivement loolu nag moom moo indi li nga xamante ne moom moo di but bi donc but bi mooy vraiment manger ba nga xamante ne doo am benn complexe ci li ngay lekk parce que léeg-léeg nit ki day bëgg lekk dem lekk pour se faire plaisir. parce que booy lekk c'est pour se faire plaisir. mais da ngay dem boo da ngay lekk da ngay ne xaaral ma arrêté ndax tout le temps nit yi yow yaa ngi lekk da nga pata dem ba nga xamante ne dafay def benn discrimination. alors que régime dafa am yoon voilà rek dañ lay naan da nga pata et ça amène un complexe boo xamante ne yow doo nekkati à l'aise donc ce qui a poussé nit ki moom mu créer li nga xamante ne moom moo di bés boobu li ko gën a kii nag dem nañ ba nga xamante ne comme ni ñu defee journée internationale du lutte contre le sida wala le cancer tout le temps di nga gis ay nit yoo xamante ne dañu génne ay ruban donc ruban bi nga xamante ne moom moo koy wane sax mooy ruban croisé bleu bi ñu duppelee li nga xamante ne nag moom moo di le No Jet Day maanaam la journée internationale sans régime alors dire non au régime généreux comme ni ñu ko waxee parce que sans qu'on a parlé d'un truc très intéressant du ñàkk bés aussi dinañ ci def thème parce que léeg-léeg nit ki peut-être du defati régime mais bu amee moyen mun na dem ba Europe def li nga xamante ne moo di wàññi intestin bi moom nañu tuddee voilà yow naa kii estomac excuse-moi donc am na ñenn ñoo xamante ne dañuy placer ay anneaux yoo xamante ne ci seen biir estomac la moom la ñuy tuddee les anneaux gastriques effectivement donc am na ñenn ñoo xamante ne aussi moom la ñuy tuddee ci vraiment professionnellement médicalement moom la ñuy waxee le sleeve gastrectomie. D'accord. La gastrectomie mooy bi nga xamante ne mooy vraiment réduire taille li nga xamante ne moom moo di estomac bi en 4/5 te tout le temps day indi problème mais je pense qu'on va en faire un thème spécial pour gën a expliquer nit yi mais tey daal comme ni ñu koy waxee journée bon appétit donc Alfie cordon bleu tey fësalal ba mu baax sa bëccëg la mais juste rappeler que nit ñi dañuy jaawale
manger équilibré ak régime. nit ñi dañuy faral di bu ñu leen déggee ñu naan manger équilibré pour ñoom dañ leen di wax ñu def régime. te boo déggee ñu ne la manger équilibré mooy nga manger lu varié. di maanaam di lekk loo xamante ne day varié di toujours pas lekk loo xam ne c'est la même chose. am na ñu bëri ñoo xam ne looloo leen di rey dañuy dem ci diététicien bi mu ne leen manger équilibré ñu foog ne dañ leen ne régime leen. donc il faut nit ñi pas jaxase manger équilibré ak suivre un régime. Voilà, il y a des régimes qui sont tellement sévères qu'il faut les éviter bu ngeen bëggee nekk en bonne santé. Merci en tout cas Mado nee na tey bon appétit rek la bëgg a dégg. Il faut bien manger lekk bu baax itam defe naa dafa am solo 10 heures pile jot na ñu ngi ñëw bàyyi leen ak oustaz Papane oustaz li ci des ay cant lay doon waaye sunu xarit yi ñu rejoindre ci plateau bi dañ ñuy junjal rek laata ñu lay bàyyi ak ñoom. incha allah alaaj Pape mais maa ngi lay yëgal ni Sénégalais yi boo leen toppee. doo di nga xiif ba dee. dëgg la da ngay romb kenn léegi mu ne yow da nga am yaram léegi lu xew. dëgg la de nga rombante 3 minutes am ko dajal. yow da nga jeex dëgg la de léegi nag boo leen déglu te xale day lekk. waaw na ku ne dem ak sa xel ci boo jëmee mag sa lekk day wàññeeku. xale dafay lekk. xale day nelaw. waaye doo lekk doo nelaw. da ngay dox mu yàgg rek daanu. wallaahi waaw ba te bañ a topp nit ñi. da ngaa jeex léegi. 3 minutes am ko da nga am yaram. boo leen dégloo sa bopp bi du fi nekk. sama benn xarit doon jéego ñu ngi koy nuyu nee na àdduna boo ci nekkee waroo nekk inaperçu. voilà boo waroo nekk inaperçu. kontaan ci Mado Adja Mati indi li mu indi tey. xam nga man doyen ñi dama ci bari xalit. maa ngi nuyu colonel Amidou Ndiaye. macha allah di chef bureau bu Môle 2. nit ku tedd. nit ku baax Amidou Ndiaye. yal na yàlla yëkkati ay garaatam. ci daraje si ñu ak colonel doyen fa nekk ñëpp waa Douane yëpp. tey rek alaaj Ba xam nga Serigne Fallou lañ jógee barki démb mu tombeek bis bi Sidina Muhammad déparé dem al Isra wal Mi'raj. alaaj Pape ci bisu démb bi la yàlla woowoon rasulullah yi ni ko ne Jibril demal nga ni sama waa ji maa ko invité invitation bu ma mësul invité kenn te dootuma ko invité kenn te yàlla lam ca namu lépp pour yun ci yàlla muusee xam ni rasul du moromam parce que a demandé audience yàlla rejeté ko waa ji demandé wul audience ñu woo ko jox ma la ko war dëgg koy sax waa ji demandé wul audience ñu woo ko waaw kay dafa demandé audience ñu ne ko mënul ne génn ci sa xel lantaraani la ko yàlla wax ko lam dañu ko lantaraani boo jàng grammaire arab lam xarfu nafyin wa jazmin wa qalbil mudaari'i madiyan bokkut ak lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin wa ta'yidin arab bu la waxee lan génnal sa xel yàlla ni muusee lan tere ni mënoo maa gis waaye rasulullah demandé wul audience te di nelaw une heure mooy la quart Jibril tiim ko nabi ne ko heure bi du sa heure mu ne ko yàllaa ma yónni yàlla nee na moo la invité tey alaaj bi si dem boobu moo tey ma dalal nag njaboot Cheikh Khadim macha allah yàlla Njaga Fall Njaga 5 minutes rek saxaar bu jubee gaar day korne waaw doomi Bamba yaa baax noo ngi lay siyaare Bamba yaa baax noo ngi lay siyaare Sëñ Fallu doomi Bamba yaa baax noo ngi lay siyaare doomi Bamba yaa baax noo ngi lay Alaaji Falli
miskin yaa daan tax jirim yi maare subhaana lasi asra bi abdi laylan jërëjëf jërëjëf Hadj Ndiaga sidina Muhammad saaxibil xawdil mawruud xam naa ala Ndiaga waxtu wi dab nanu Serigne Fallou Mbacké borom Ndindi kuréer mu gindi bàyyi si Abdou Karim Mbacké bàyyi si Abo sama waay ak Serigne Abo Hadj Ndiaga waxtu wi nag moo ñu dab mais am na looy waajal nga wax ko rapidement rek xam na insha allahu taala beneen bu gën a yaatu bi waaw la 14 ca Colobane ca Colobane le 14 mai bi incha allah le 14 mooy kañ sax Colobane samedi bii bu delsee waaw bii di ñëw bu delsee waaw samedi suba bi ci topp bu soobee yàlla Colobane nga koy defee waaw ci côté gendarmerie bi rek côté gendarmerie bi insha allahu taala waaw ñoo ngi lay cee xaar di ci xaar côté maquette bi rek fi côté maquette rek noonu waaw ma nga noonu waaw côté waaw yow miin nga foofu moom nag Ndiaga nit ku baax la Ndiaga Fall jàmbaar la macha allah waaye insha allahu taala maa ngi wàcc yeneen plateau yoo xam ne damay woo takkat Sidina Muhammad di am ak ñoom ñaari waxtu ba noppi koor gaa ngi ñëw koor gaa ngi ñëw insha allahu taala yow nag waa Colobane ñu ngi la cee xaar insha allah waaw Pape it maa ngi lay yóbbante soxna maam Diarra ca Kassor waaw bi ñu ñëw ne la ma neel Pape Cheikh man dama nekk fan sam te mënu ma ko gis ndeysaan Kassor doomi soxna Juma mais na ko le 14 mën naa ñëw mën waaw boo ci ñëwee le 14 soxna yàlla waaw insha allah jërëjëf jaa ngeen jëf jërëjëf oustaz ñu bàyyi la ak li ci des di nuyu bébé Dieynaba Gassama ak Dialé Cissé mu El Hadj Cissé Parcelles Assainies joyeux anniversaire à bébé Dieynaba Gassama et puis di nuyu tamit Nabou Osé Nabou moom itam Nabiyen la soppe oustaz Pape Anne la nit ku baax la ñu ngi koy nuyu bu baax fi la ñuy jaaree jeexal partie bi lee laataa ñu leen di bàyyi ak oustaz Pape Anne ajot sumati Dieng dunu lay gërëm bu baax ba tey ci guddi bu soobee yàlla RFM jooyu xol inchallah tey ci guddi à partir de 23h jàpp 2h du matin daañu dajee ci rajo Futur Média waaye laata loolu ñu remercier Pape Cheikh bu baax a baax aji mu Serigne Fallou nga xam ne nag tey yére bi moo ko def ci li nga xam ne rek moo di Kazu Rajab bi moo nga ba Italie ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di ko bàyyi xel Adama Sow sama mag di Genève moom itam nga xam ne ndeysaan seetaanuñu benn yoon ci màggal gi soxna moomi Mbàkke mu sëñ seetaanu la ndax Adama def may fàtte def Moussa Bilaay borom dër bi waaw sama yaay ju baax jooju nga xam ne macha allah tege na ni man rek kan ci soxna moomi du kooku sama yaay jooju soxna baale mun tax kooku ñoo ko jàppee rek Serigne Touba maamam waaw ñu koy jaajëfal bu baax a baax jaajëfal nag ñu doon seetaan ñu remercier waat baax a baax waa douane ak nañu yombalee li nga xam ne moo di liggéey bi encore merci à waa yéen yëpp su ma limee damay jum waaye sama maam dafa nekk Amath Diagne Seck maa ngi koy sargal di ko bàyyi xel bu baax a baax ak képp koo xam ne rek moo ngi doon seetaan Pape Cheikh jërëjëf Adjaratou Mati Dieng Mado ba mardi bu soobee yàlla incha allah ba mardi Pape Cheikh rek xanaa di tëjee ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fee ci Touba di ko njëkkee nag ci sëñ Abdou Fatah Falilou ñi ngi koy ziyaar bu baax ak njabootam bépp du ñu fàtte ki nga xamante ne moom moo di sëñ Bassirou Falilou moom itamit nag wax dëgg fa yàlla ñi ngi koy ziyaar bu baax a baax di ko jaajëfal ak di ko delloowaat li nga xamante ne moom moo di sunu kóllëre te di ko ñaanal ki nga xamante ne nag moom moo di soxna maam say Falilou kooku nag moom du ñu jógti di ko sant di ko gërëm képp koo xamante ne daal mu nga fa ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax waaye nag di santati bu baax ki nga xamante ne kii di sëñ Fallou Galas waa kër Baara Falilou yëpp ca Touba Alieu du ma fàtte sëñ Jili nga xamante ne doomam la ak soxnaam ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar et puis di leen di ñaanal. voilà je rappelle que Mado mu ngi màggalee dëkk bu ñu naan Toubacouta. ndeysaan waaw Toubacouta la demoon moom kañ maa ngi ñaan nag dem fa demaguma waaye maa ngi ñaan yaa yéen a àndoon Toubacouta. ñoo ànd waaw incha allah. waaw soxna Waalo. wallaay jërëjëf Mado Dieynaba Seydou Ba merci. Ouais, merci. Ba samedi inchallah. Inchallah demain sama kër donc à 14h30 ci TFM mais laata loolu demain matin ñu ngi leen di jox rendez-vous ci Radio Futur Média. ñun ñaar kese ci studio bi waaw ñu nar a. boo journal ma animé. kese nag di la déglu nag ak mbégte gu doy. di nag gërëm bu baax Mame Diarra Fall ndaxte ku nekk nee nañ la am nga sa tailleur Mame Diarra Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax xale bi nga xamante ni mën na bokk ak ay mag ndab. Ouest France xale bu am talent en fait. voilà bu am talent c'est ça Mame Diarra Fall cité Alé-Mas foofee ci Ouest Foire mun ngeen ko woo nag ci 77 438 30 59 wala 70 865 32 42 wala ngeen dem ci page Facebook am di Mame Diarra Fall Nunez comme ni ñu ko waxee ngeen dem xool lu baax li muy proposé kon ci wàllu ñaw dina wax nag ne Pape Cheikh man mii sama jëm bopp dama fas yéene dem jébalu ji ci Serigne Abo parce que il faut ma dem gisi ko bu soobee yàlla kooku il faut ma gis ko voilà Serigne Abo parce que voilà comme que ñun ñëpp bokk kon diine gi ak
bëgg-bëgg yëg-yëg yi incha allah bu soobee yàlla dinaa dem Touba seeti sëñ Abo bu sëñ Fallou bu soobee yàlla. su boobaa man ak Mati ñoo lay yóbbu. mais man mi dama ne ko mu yóbbaale ko mu bañ. yóbbu ma ci sëñ Abo Pape Cheikh Bañ. Alfi Touba ko nga demoon. officiellement sëñ Abo dañ ko seet si incha allah. très bien. waaw yóbbu nag. waaw dama ko mu jël ma mu rejeté ma. waaw jeex na yéen tamit. Alfi Aïcha sa père ngay fi mu toll merci Alfi waaw vas-y suba. du la yóbbu de da lay rejeté. may profité rek Pape Cheikh di remercier sëñ Abo comme ni ko ñëpp di defee rek Pape di remercier Ali Fashion sëñ Abo rek di leen di lay Pape sëñ Abo Fallilu sëñ Abo Fallilu waaw ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Pape Cheikh rek di la waaye sëñ Abo jaral na ma ko waaw Pape di nuyu sëñ Abo Abo jar na ko waaye mais Pape laataa ñuy quitté Pape waaye sëñ Abo waay laataa ñuy quitté ma bëgg waaye sëñ Abo waay waaye sëñ Abo waay Pape ma bëgg profité rek ay waay Pape ma bëgg profité rek laataa ñuy jeexal souhaiter joyeux anniversaire à ma grande sœur muy Biba tey la anniversaire Biba Ba sunu taaw de la part de son mari Moustapha Niang depuis Italie yónnee fi bataaxal Mame Famatam bu IGFM tey la anniversaire am moom it ñu koy souhaiter un joyeux anniversaire ma nga na le ñoom tam ci wagon 6 mai bi la ñu bokk Pape di la jaajëfal rek comme ni nga ko waxee génneel aadiya bi di nuyu sëñ Abo rek Pape di ko jaajëfal rek di ko ndokkeel ci àjjuma bi wallaahi barke sëñ Fall yéen ñëpp di ngeen am ci adiya yi mbokk yi mu ngoog fii la ñuy jeexalee partie bi lee ñëw bàyyi leen ak oustaz Pape Hann di nuyu waa Génération Futur Média Gueye RFM sama rakk la et puis di gërëm tamit waa RFM Mbacké def nañu liggéey bu am solo ci màggal gi ñoom sunu xarit yi ya fa nekk yëpp oustaz Mamor Mbacké Mamor bu RFM moom ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak Mouhamed Jo Diop moom moo jiite RFM Mbacké moom tamit def na liggéey bu am solo DJ Ada moom tamit mu ngi foofu RFM Mbacké ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax Ibou Cissé tey la anniversaire moom tamit cameraman la ci télé bi on lui souhaite un bon anniversaire xale bu doy waar la tonton Mag ñu ngi lay gërëm bu baax Adja Diallo toog mu Serigne Fallou tonton Mag nee na mu ngi gërëm Serigne Abo waaw jërëjëf mi ngi koy gërëm kañ Pape d'accord tonton Mag nee na mu ngi gërëm Serigne Abo Adja Diallo tam nee na mu ngi gërëm Serigne Abo bu sëñ Fallou toog bu sëñ Fallou nee na mu ngi gërëm Serigne Abo bu sëñ Fallou Babacar Bey nee na mu ngi gërëm Serigne Abo Mbaye Diouf of nee na mu ngi gërëm waaw tonton Mag merci gis nga ni mu ñu tegalee sëñ Abo Kouthia tam nee na mu ngi gërëm Serigne Abo ak Mao Cissé Mao nen dafa jóge këram spécialement ñëw pour Serigne Abo imam Kouthia Imam Kouthia bébé Didi mu ngi gërëm Serigne Abo waa Côte d'Ivoire Yao Gervais le caméraman de TV5 mu ngi gërëm Serigne Abo Tchoukberi petit décoré EFAT mooy Tchoukberi yaa ngi gërëm Serigne Abo merci Mbaye Diouf sama rakk ji ma wéttali yow sëñ Abo da laa laajte ma ne ko yaa ngi ndindi mu ne ma naa la jëli ndindi indi la ndeysaan allez ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ba suba bu soobee yàlla 9h ma jox leen rendez-vous RFM ci kër Baye Cheikh jeena ba Seydou Ba dina ci nekk sinon ci ngoon gi 5h ñu àndandoo ak yéen ci ndaanaan Fat Fall Balago mu ngi Italie moom itam ñu ngi koy ndokkeel bu baax soppee Serigne Fallou la ñu ngi koy ziar di leen bàyyeek oustaz Pape Hann ngir li ci des yeewu leen plus bi lay doon